bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen tatagal ci seen émission bii di diine ak jamono diine ak jamono nag ñëw tey di waxtaanee loo xam ne xew-xew jamono la muy ay di njàmbat loo xam ne itteel na askan wi ndax coow la bu fi jib am ñu porté sax combat boobu ngir leeral ci askan wi waaye ngir ñàkk wàllu jikko yi ba nga xam ne du ñu àgg ci loolu nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey muy lan muy homosexualité ci Sénégal xam ngeen ni waa ànd sàmm jikko yi jamono yi ñu ngi woote jëmale ci criminalisation bu homosexualité ci Sénégal loolu def nañ ci ay jéego ndax dem nañu ba jébbal député yi nga xam ne ñoo porté combat boobu seen bataaxal bi nga xam ne moom la ñu bëgg a député yooyu def ko proposition de loi pour mu mën a jàll assemblée nationale ba nga xam ne nit dootul sañati di wax mbiru góor jigéen fii ci Sénégal looloo tax nag combat bi ci boppam nekk loo xam ne dafa am dimension yu wuute ndax mën nga wax ne am na dimension boo xam ne décision politique la war a doon am na dimension boo xam ne religieuse la ndax li ñuy tuddee homosexualité am na nu ko diine itam suñuy aada ak suñuy doxalin am na nu mu gisee wàll woowu moo tax ñu dalal ci plateau bi ñoo xam ne dañuy ñëw pour répondre ñu ci ay questions yoo xam ne askan wi xëy na ñu ngi koy laaj ci wàll woowu lan moo tax ba ñu proposer loi boobu waxuñu rek ne nañu yar nit ñi pour ñu bañ a dem ci loolu nañu leeral nit ñi li diine wax pour ñu bañ a dem ci loolu waxuñu ne nañu jël matukaay yi pour loolu jóge fi waaye dañu ne nañu ko criminaliser ba nga xam ne xel dootul demati nit war koo mën a def. am na lan moo waral façon combat boobu loolu incha allah plateau bi dina ñëw répondre ko ak gisiinu diine ci wàllu woowu ak décision boobu lan la undu ci wàllu ku ko doon xool ci wàllu politique loolu itam incha allah dina ñëw ci plateau bi ñu leeral ko bu baax a baax ndax tànnal nañu ko ay ñoo xam ne ñu am xam-xam lañu ci wàllu woowu te ñu am expérience lañu ci wàllu woowu te itam xam nañu réewum Sénégal ak ni muy doxee ndax ñu ngi fi ak imam Matar Ndiaye mi nga xam ne du gan ci émission bi du gan ci Walfadjri itam Imam Matar ñu ngi lay nuyu di la tatagal ci plateau bi nga xam ne sa plateau la. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin sayyidina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen nuyu di leen ziar Oustaz Assane di la nuyu di rafetlu tam choix thème bi tamit parce que dafa toll ci jamono muy thème d'actualité macha allah yal na yàlla defal nu ci tawfiq ñëpp ba yàlla ubbi xel yi ubbi xol yi tamit ba liñ ci génne lépp ci njëriñ nit ñi mën ko jëriñoo incha allah rabbi jërëjëf imam Matar ñu ngi fi itam ak monsieur Thierno Diop journaliste Thierno Diop itam analyste la boo xam ne lu bari ci Walfadjri plateau yu bari ñëw na fi apporté ci loo xam ne dafay nekk njëriñu askan yi yee askan yi pour ñu xam fu ñuy mën a teg seen tànk ci wàll wi kon itam mën naa wax ni waa plateau bi yëpp amul kenn koo xam ne gan la ci Walfadjri Thierno maa ngi lay dalal ci plateau bi di la bàyyi nga nuyu ak askan wi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. di nuyu bépp téléspectateur Walfadjri rawatina téléspectateur émission diine ak jamono nga xamante ne émission la boo xam ne ñun dañ ci daan jàng lu yàgg ay at a ngi nii nekk ay gone di ci yar suñu bopp. kon tey véritablement bu ñu ñëwee war a apporter suñu modeste contribution ci waxtaan bu amee solo comme nii. vraiment day doon loo xam ne dañ koy rafetlu bokkoo ak Imam Ndiaye ak ñenn ñu bokk ak plateau bi incha allah. jërëjëf Serigne Thierno Diop ñu ngi fi itam ak kii di Adama Fall itam miin ngeen ko lool ci Walfadjri ñëw na guddi ñëw bëccëg moom sànq rek laa ko doon tooñ ma ne ko yow gëj nañu la fi gis mu ne waaw saa yu ngeen ma woowee rek ku disponible la muy Adama ñu ngi lay dalal ci plateau bi. ñu ngi lay fay di kontaan ci dalal bi ñuy dalal ci sama kër parce que pour man Walfadjri sama kër la parce que sama premier pas sur le plan de la communication médiatique fii laa ko dooree su ma sénégalais yi xamee fii la donc damay gërëm ci invitation bi surtout ci thème bi nga xam ne dafa am solo mu nekk thème d'actualité parce que c'est important genre thème yi dañu intérêt société sénégalaise bi donc di ci kontaan di ci toog ak Thierno nga xam ni ñu ngi tase ci toile bi ak Makhtar di leen ziar bu baax di leen jox ñoom ñëpp seen wàccuwaay. jërëjëf Adama ñu ngi fi itam ak Babacar Mbuub bu ànd sàmm jikko yi ñoom ñoo porté combat bi nga xam ne moo tax tey plateau bi am dem nañu porté proposition loi bi
jébbal nañu ko bataaxal bi nga xam ne moom la ñu tënk ci wàllu Babacar ñu ngi lay teral ci plateau bi. waaw oustaz Assane maa ngi lay fay nuyoo di nuyu tamit kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoom la ñu seqal jotaay bi di nuyu Sénégalais yëpp di nuyu kilifa yi tamit kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu aussi mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi ñuy suivre ci Walfadjri diine ak jamono. di am mbégte bu baax ci participer ci débat bu amee solo nii yitteel askan wi aussi. benn borom xam-xam doon wax noonu on ne doit pas craindre de parler des questions qui nous touchent. lépp loo xam ni daf ñu yitteel warees na koy waxtaane kon ñoo ngi am mbégte bu baax ci participer ci. jërëjëf Babacar Mboup yow sax la ñuy desal ci nga lay taayal ñu li ngeen jot a def ndax seen combat bi daanaka mën naa waaye weer yi yëpp yéen a ngi ci woon ba àgg ci foo xam ne da ngeen ko jaarale ci buntu assemblée nationale pour ñu blinder wàll woowu ba nga xam ne. nit ñi kenn du ci mën a jaar loolu combat boobu fan la toll d'abord ban étape ngeen toll ak fan ngeen jógee sax ba àgg foofu nga xam ne ngeen jébbalee député yi parce que déggoon naa ci yéen ngeen def ay démarches yoo xam ne ci kër diine yi la contact yooyu fan ngeen tàmbale loolu ak lan moo leen poussé ci jël approche boobu nga xam ne mbiru assemblée nationale la mu wuteeg lool seen combat yi buñ ko seetee ci yeneen ni ngeen daan doxalee ngir sàmm jikko yi ngeen wax combat boobu lan moo ko waral ak yan étape ngeen jaar ba àgg foofu. jërëjëf oustaz Assane ci laaj bu am solo boobu collectif bi nga xam ne moom mooy xeex lii ñoo ngi ko sosoon le 19 janvier 2016. boobu ba léegi ñoo ngi ciy xeex donc def nañ ci ay jéego yu bari. li waral ñu dem bu mujj finalement xam ne lii moom mooy solution bi ñu dem ci donc dafa am lu ko waral dafa am ay jaar-jaar yu bari yoo xam ne jaar nañ ko ci. alors kon tàmbali nañ ci di yëngu bu yàgg depuis le 19 janvier bi ma wax 2016 bi ñuy créé le collectif non à l'homosexualité. ñu ciy dox boobaak léegi ndax dafay am solo ñu fàttali ni àdduna moom ci conception yëpp. muy nit ñi gëm jàpp nañ ni ñaari kuréel la fi nekk muy xisbullah ak xisbu cheytaan ñi gëmul yi tamit les sociétés secrètes jàpp nañ ni ñaari kuréel la fi nekk mooy les obscurantistes ak les illuminés mooy nit ñi nga xam ni boo waxee rek ñun la yàlla nee na nangam di tari rek ak i nangam ñoom ay obscurantistes la leen tudde les illuminés nag mooy ñi nga xam ni am nañu esprit d'ouverture ñoom ci seen gis-gis laa wax ko nga xam ni ubbeeku nañu donc danañ jëfandikoo seen xel danañ analyser donc leen lu ci nekk ñu am fu ñu ko teg dellu ci seen i sëriñ ci seen i sëriñ muy esprit cartésien boobu delloo ci Descartes wala ñu mel ni ñoom donc ñoom tamit noonu lañ gisee kon ala kulli xaal mboole seen bu ñu tegee ñun ñëpp jàpp nañu ñaari kuréel la nekk ci kaw suuf si loolu c'est important ñu wax ko benn bi nag ñun ñi gëm nañ ni benn kuréel bi moom mi ngi xeex bi ci des ndax loolu alxuraan nañu ko wax duñ denc di leen xeex ba bu ñu ko mënee ngeen murtat du dëgg bu fekkee mën nañ ko loolu wax yàlla la kon xam nañ ne xeex bi moom mënta ñàkk toutefois li ci am solo te am solo mooy mën ngaa bañ a xam fi ñu lay jaaree pour xeex la waaye wax yàlla moom du taxu xeex bi moom dana am ay manœuvre dana am ay tentative dana am ay action sax dana am xeex bi moom dana am loolu beneen élément la boo xam ni dafay am solo ci ma lay taayee ko ci samay kàddu ba pare avant mooy dugg ci kii bi ñetteel bi nag mooy puisque xeex dana am toolu xare bi fan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi nekkee demoon nañu ñuy gàddu jaas suñu dajee ci Badar wala daje feneen actuellement toolu xare bi moo déplacé wu actuellement dafa am benn xare bu bees bu ñuy wax guerre tranquille armée silencieuse maanaam xeex bi ñooy toog naanandoo ataaye añandoo ba noppi rayante mooy genre guerre froide bi ñu doon wax guerre froide guerre tranquille mais arme silencieuse jumtukaay yi ñuy jëfandikoo kenn du dégg mu def bruit donc ci contexte boobu lañ toll alors ñun lan moo tax ñu jóg lan moo tax yemuñu ci sensibilisation rek lan moo tax yemuñu ci non lii duñ ko fi nangu nangam wax naa ni depuis 2016 ba léegi ñoo ngi ci def ay yëngu ñu bari ci kuréel gi jàpp nañ leen ci et cetera ay manifestation donc xam nañ ni du loolu moo koy régler dafa am loo xam ni dafa am solo ci ñi ñuy topp ñu xam ko te ñu bari dañ ko réere mooy gis nga bi ñu génnee ci deuxième guerre mondiale dafa am gis-gis boo xam ne moom la Nations Unies am mooy ñu remplacer la société des nations SDN taxawal nation ONU bi ñu koy remplacer nag dafa am benn déclaration boo xam ni moom lañ defoon le 10 décembre 1948 muy la déclaration universelle des droits de l'homme avec 30 articles ci article 2 bi dañ ci énumérer woon jëmmi doomu aadama ñi nga xam ni
kenn mënta sukkandiku ci loolu pour boddi leen ak xañ leen seen àq ak seen yelleef notamment seen waaso réew mu nu judd làkk bu ñuy wax ak lu ñu gëm ak seen i xalaat ak et cetera seen i gis-gis ci politique siyaasa et cetera kenn mënu ci sukkandiku. n'est-ce pas mooy article de déclaration universelle des droits de l'homme mais jamono yooyu ñoom Nations Unies boolewuñ ci woon góor jigéen ñi c'est important li may wax nii boolewuñ ci woon góor jigéen ñi xam nga pourquoi. parce que ñoom jàppoon nañ ca jamono yooyu góor jigéen feebar la. ñii ay nit ñu war a fekkoon na góor jigéen yaatu ci biir adduna bi waaye boolewuñu ko woon ci boolewuñu ko woon ci déclaration des droits de l'homme parce que man angle bi ma koy aborder man du caagéen ni ñaari góor jigéen yéen nangam man suñu discours jëmewuñu ko ci foofu l'agenda international là bi ñu bëgg a imposer nit ñi ñun loolu la ñuy combattre c'est-à-dire il faudrait que loolu mu leer quoi léegi ñoom droit de l'homme bi ñuy wax booba boolewuñu ci woon góor jigéen yi Nations Unies en 1948 lii maa ngi def yëg ñëpp ci adduna bi bokku ci woon alors c'est le 17 mai 1990 les Nations Unies à travers l'OMS muy l'Organisation mondiale de la santé décidé retirer de la nouvelle classification des maladies mu retirer ci homosexualité en 90 la ko Nations Unies def kon génne nañ ko ci ñi feebar léegi nee nañ homosexualité dootul feebar je pense que droit la yéen a ngi suivre puisque génne nañ leen ci léegi il faut ñu jox leen àq ak yelleef kon moo tax Nations Unies convoqué woon jotaay bu am solo boobu mu defoon fële ca Vienne muy la conférence de Vienne en 1993 pour résolution bi ñu génne mooy 20 ans pour nos droits nga xam ne ñëpp la ñuy dugal léegi les minorités góor jigéen yi ñeneen il faut ñu boole leen ci àq ak yelleefu doomu aadama yi kon déclaration des droits de l'homme wax naa ni 1948 la woon retiré nañu homosexualité ci 1990 ci liste maladie daje nañu en 93 pour ni léegi nañ ci liggéey pour fexe boole leen ci compléter en fait article 2 boobu 20 ans lañ sasoon seen bopp donc jubluwaay bi mu waroon doon en 2013 waaye il s'est trouvé que le 15 juin 2011 Nations Unies dafa jël benn résolution mooy la résolution 17L9 la résolution 17L9 muy résolution boo xam ni moo consacré ce qu'on appelle les nouveaux droits yaakaar naa loolu leer na léegi moo tax souvent droits humains ngay dégg ñu koy wax parce que déclaration universelle des droits de l'homme boobu jàpp nañ ni dafa incomplet am na lu ci mottaliku nouveau droit yi day ñëw complété ko donc on parle de droits humains donc loolu yaakaar naa leer na loolu bi mu amee d'ailleurs boo gisee ci référendum bi yaakaar naa ni nouveau droit bokkoon na ci suñu 4e point bi mais danaa ci dellusiwaat léegi nii ci pour gën ko expliciter donc lii moom mooy li am muy un agenda international boo xam ne Nations Unies moo décidé imposer maintenant agenda boobu état yi ci àdduna bi bi mu ko defee mu génne benn document boo xam ni nés libres et égaux nés libres et égaux am 5 obligations juridiques fondamentales li may wax nii nag ay baati tubaab la lu ci ne mën naa ci dellusiwaat 5 la wax obligation waxul recommandation obligation mooy warteef loo xam ni dañ la ko yan recommandation bu la neexee def bu la neexee bañ a def mais 5 obligations juridiques kon da nga comprendre ñun aussi am na la ci fekk waaw mais dañ koy yoonal da nga comprendre ñu nit pourquoi ñu bëgg ñu jël combat bi ci wàllu yoon moom la doon wax léegi toolu xare bi voilà juridique fondamentale des États concernant la question des LGBT document bi nii la ko Nations Unies intitulé 5 obligations yooyu benn bu njëkk bi mooy état yi nañu protéger d'abord góor jigéen yi deuxième bi mooy nañu fexe sax ba kenn dootul mën a dal ci seen kaw lu homophobie nañ fexe nañ ko prévenir bu njëkk bi nañ leen protéger mais bu ñaareel bi nañ ko prévenir la ñetteel bi mooy nañu légaliser ngóor jigéen ci àdduna bi yëpp obligation juridique fondamentale la ñeenteel bi mooy lan nañu fexe ba kenn du leen discriminer xam nga bu fekkente ni nit ki protéger nañ ko ba pare ba kenn dootul dal ci kawam ñu fexe ba léegi violence sax dootul jëm ci moom mooy deuxième action bi fexe ba léegi nag légaliser ko ci wàllu yoon ñetteel bi mën nga ko légaliser nit ñi duñ jëflante ak moom ñu ni léegi discrimination boobu nañ ko dindi mooy 4e obligation bi li tax ma tudd ko aussi dafay am solo ci li may wax léegi nii parce que moom la Sénégal tànn baatu discrimination boobu dugal ko ci ce qu'on appelle en fait la vision de la SNEC 2 loolu muy lu am solo bi loolu amee nag kon comprendre nañ ni léegi c'est un agenda international n'est-ce pas Nations Unies yemul ci loolu daal di teg benn nattukaay benn mécanisme boo xam ne ñoo ngi ko tuddee EPU mooy examen périodique universel pratiquement chaque 5 ans dañuy woo Sénégal mu ñëw demoon na 2013 demoon na 2018 Sénégal mi ngi waajaat pour dem alors bu ñëwee ñu ni ko recommandation yi ñu la joxoon par exemple en 2013 Sénégal joxoon nañ ko 188 recommandations
188 recommandation yoo xam ne soppil sa constitution lii soppil say loi nii soppil lii intégré lii alors recommandation yi nag chaque 5 ans Sénégal day ñëwaat toog ñu évaluer xool lan la def lan la ci deful lan moo tax li mu defu ko yaakaar naa loolu leer na EPU boobu bu 2018 Sénégal bi mu demee dafa am ñaari yëf yu mu fa wax yoo xam ne askanu Sénégal dañ ko war a xam benn bu njëkk mooy Sénégal tere wuñu góor jigéen loi musul wax góor jigéen te effectivement wax nañ dëgg la loi ne parle pas d'homosexualité la loi parle d'acte contre nature mu wax beneen bi aussi formellement ni kasoy Sénégal amul kenn ku ñu fa jàpp te góor jigéen tax ñu jàpp la lii mooy position officielle bu Sénégal laa wax ci EPU bu 2018 ñoo ngi waajaat pour dem fi mu nekk nii en 2023 pour demaat EPU donc loolu c'est important léegi nag bi ñu gisee loolu ci lañ ni mais attention lii ku ci jógul ñaxtu ko wax ci yuuxu ba nit ñi dégg la jafe-jafe mën naa am d'autant plus que bi ñu jëlee la résolution de 2011 la gis nga réew yi ñoo ngi tàmbali di légaliser France légalisé na en 2013 Sénégal mi ngi doon bañ mais 2016 lañ gis ni l'État du Sénégal mi ngi tàmbali dérouler agenda bi à travers d'abord la SNEC 2 la vision c'est faire du Sénégal un pays émergent en 2026 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination gis nga 4e obligation ba obligation juridique bi ma la xoolee ci forme bi dafay mel ne loolu lu ñu mën a accepter la ci naka Sénégal foo fi xam kuñ discriminé ci forme bi waaw foo fi gis kuñ discriminé nañ ma ko wax Sénégal boddee amu fi Sénégal amul kuñ fi boddi sauf man moom xam naa kuñ fi boddi mooy nit yi diine yi lañ ci boddi parce que boo demee ci article 28 bu constitution bi si article 28 bu constitution bi li mu wax dafa leer mooy réew mi kenn du ko jiite te mënoo wax français mënoo ko bind couramment lire ko ak wax ko kon boddi nañ yeneen doomi sénégalais parce que mënuñu ko bind mënuñu ko wax boddi ñii dong lañ boddi ci réew mi yéen ñii dong lañ boddi ci réew mi mais boddi wuñ fi keneen boddee amul ci réew mi alors kon comprendre nga lan moo tax Sénégal jël subtilement loolu parce que ñoo ngi koy woo ci ay EPU mu ñëw war a tontu lan moo tax mu jëfandikoo baatu discrimination bi léegi Sénégal bu ñu àggee ci 2026 ñoom seen gis-gis vision rek la nag seen gis-gis mooy boddee dootu fi am loolu muy premier élément bi deuxième élément bi bu ñu yemoon ci loolu nag man je me contenterai de dire mais attention bon nañu xaarandi ba xam rek mais constitution bu Sénégal mooy la charte fondamentale de ce pays là ñu def référendum soumettre le peuple sénégalais 15 points 4e point bi di ay nouveaux droits bien vrai que di jéem nañ def 2 points des nouveaux droits à un environnement sain nangam un environnement sain c'est quoi l'environnement implique tout ce qui nous entoure jaww ji ci la bokk ngelaw li ci la bokk njanaaw yi ci la bokk ndox mi ci la bokk mais nit ñi aussi ci lañ bokk te nit ñi góor jigéen ñi ci lañ bokk aussi gis nga subtilement ay baat yu ñuy jëfandikoo yoo xam ni pour réeral nit ñi mel ni fii kenn xamu fi dara ñun ay je ne sais pas ban baat laa mën a jëfandikoo sax ça pose problème ay naxa lañu gis nga de environnement c'est vrai que ni jéem nañ ko expliquer mais bi ñu demee ci article 25 bi dañ ko leeral xam nga lan lañu wax tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et règlements, notamment d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui. Droit, ku ne xam nañ ñoo ngi ci droit yi ma doon wax léegi nii droit d'autrui autrui nit la kon droit de l'homme la wala bu la neex nga ni droits humains n'est-ce pas oui autrui nag lañ bind moom binduñu droit de l'homme binduñu kii mais droit d'autrui mais autrui mooy kan autrui mooy kan mooy ki jees mooy keneen daal ko keneen kooku nag kan la da ngeen jàpp ne am keneen kooku si non ça on parle du Sénégal ñu ni léegi nañ respecté àq ak yelleefu ki ci des kooku imam bi ci la xalif général bi ci la curé bi ci la mais góor jigéen bi ci la non keneen ku dul yow rek daal mais keneen ku dul yow rek bokk na ci léegi lan moo tax disposition boobu ñu dugal ko ci constitution bi ba noppi jiital ci il est tenu de respecter les droits d'autrui keneen ki ñu respecté ko droit am fii Sénégal ñëpp lañ fi respecté seen droit ba mu des góor jigéen yi n'est-ce pas disposition boobu lii ma lay wax mu ngi ci article 25 alinéa 3 bu constitution bi yemul ci loolu 2016 lañ ko def 2017 état du Sénégal posé waat bi yeneen ñaari acte benn bi mooy créer un ministère du genre yemul ci loolu avant mu koy créer mu jugal benn disposition ci wàllu loi muy le nouveau code de la presse dont article 18 bi orientation sexuelle lañ ci bind orientation sexuelle journaliste bi ak technicien des médias bi amul droit ci di def allusion di wax nit ki ci pas-pasam góor la wala jigéen la lan mooy diineem lan mooy ngëm-ngëmam fan ban gox la dëkk ak
ban gisiin ak yëgiin la am ci sëy. c'est quoi ça ce bordel là. amuloo droit di ko wax. mais waaw mais li déranger mooy orientation sexuelle bi ñu ci bind. mooy mbirum góor jigéen. ba Sénégal di Sénégal ba tey c'est la première fois baat yooyu nekk ci suñuy texte de loi. n'est-ce pas. kon gis nga agenda bi ni mu leeree Sénégal tàmbali di dugg. moo tax man bi ma déggee le président de la République dem ITélé en 2015 ñu wax ko mu ni bon Sénégal amuñu problème ci yooyu mais askan wi ñoom ñoo ci mën a am problème bi ñu ko waxee ci Sénégal mun leen am na ay góor jigéen am na ay góor jigéen man na maa teg vidéo bi léegi ñëpp dégg ko aussi. je pense que ñu bari dégg nañ ko. Sénégal am na ay góor jigéen am na ay góor jigéen ñu ni ko mais ñoom kuréel yi leen di jàppale est-ce que am nañu sañ-sañ wax ci penc pignon sur rue la wax xaw ma ban làkk la ñuy wax mu jaaxal ñu mais du français moom pignon sur rue. mooy lu ñu wax ci penc kenn umpale wu ko. est-ce que am na sañ-sañu wax ci mbir mi ak woote ci ak def campagne xam nga campagne mooy woote ci président ni ko am nañ sañ-sañ bi mu ne ko mbaa dara du leen ci fekk mu ne ko xaw ma dara du leen ci fekk wala déedéet en tout cas du bàyyi ko ci ñun gouvernement bi seen diggante ak askan wi nag loolu beneen mbir la man ci laa gis ni kon président dafay def clin d'œil askan wi à ce que ñu jóg xettali ko parce que dafa mel ni gars yi ñoo ngi ko bëgg nag dugal ci loo xam ni moom bëgg ko du aadam te xam na ni askanam bëgguñu ko te duñu ko nangu alors loolu moo waral boobu ba léegi ànd sàmm jikko yi jóg ñu dem seeti askan wi parce que du mbir moo xam ni benn kuréel rek mooy jóg ni attention lii na arrêté wu Sénégal ñun ñëpp ko bokk moo tax ànd sàmm jikko yi jóg dem ci gox-goxaat yëpp dem ci kilifa yi nit ñi aussi réew mi ni mu tëddee dem ci bois sacré bi seeti le roi d'Oussouye ak njabootam ñu waxtaan ak ñoom dem ci église bi seeti leen waxtaan ak ñoom parce que ñun ak ñoom ñoo seq réew mi te ñoo ko bokk dem ci ëtt diine yëpp aussi seeti leen waxtaan ak ñoom lancer une pétition ñu signé ko bi ñu ko defee ci leen gis ni nit ñi adhéré nañ ci lii ñu ne nañ wootee journée de mobilisation est-ce que nit ñi yemuñu ci wax rek nit ñi génn massivement ba noppi pour la première fois defandoo ko ci 45 départements yi Sénégal yëpp. maanaam dogguma la mais maanaam bi ngeen demee ci ñooñu gis ngeen jàpp ngeen ne ñoom seen combat mooy seen combat yéen. dañ signé pétition bi lii ma lay wax nii sëñ Mountakha signé na ko mën naa la wan léegi ñoom ñëpp sëñ Mountakha signé na ko sëñ Babacar Sy Mansour signé na ko sëñ Mouhamadou Mahi Niass signé na ko ñoom ñëpp signé pétition bi mi ngi nii ma yor sama téléphone donc kon kooku wan na la ànd naa ci ndongu nañ ci ba noppi boole ko ak i kàddu sëñ Babacar Sy Mansour def na ci discours boo xam ne si c'est écrit en arabe mi ngi ma yore sëñ Mountakha yi tamit kazalika n'est-ce pas kon loolu ñoom adhéré na ànd nañ ci lii bëgguñu lu bon lii ñu koy lawal ci biir suñu biir réew. xam naa alors bi ñu defee loolu nag mën nga tënk li nga bëgg a tënk après ñu def tour bi. voilà léegi foofu lay daaneele sax bi ñu defee loolu nag ñu xam ne nit ñi ànd nañ ci ñu ni kon nañ tëgg ab loi. loi bi nag bi ñu ko tëggee proposition de loi waxtaan ak ay député ñoom ñu nangu ko porté ñu jox leen ko yóbbu ko assemblée nationale pour 3 raisons particulièrement benn bu njëkk bi mooy réew mi ñun amuñu lu dul moom dafa am ndono lu ñu jot loo xam ne xëy na barilewuñu xaalis xëy na mën naa am bu ñu doon wax réew yi ëpp doole ci réew yi mën nañu ci mën a boole waaye réew la moo xam ne li fi nekk ci ndono lu baax ak yiw ak mbaax wax dëgg yàlla amul fenn fu ñu dem ci àdduna bi ba rus ci mbaa ñu sëgg ci kon loolu amuñu droit jot ko ci suñu baay ba noppi transmettre lu yées suñu doom amuñu ci droit loolu mooy benn bi beneen bi ci des yi tamit mooy réew mi ku ne xam na ni sénégalais yi bëgguñu mbir moomu ngóor jigéen te suñ ci légiféré wul ba nga xam ne danañ harmoniser position yi ba ñëpp xam ne yoon moo tiim nit ñi te lii la ci wax nit ñi danañ fajal seen bopp te bu boobaa dana indi trouble à l'ordre public mën naa indi instabilité ci réew mi ndax ku fi génn ñu ne góor jigéen la ñu rey ko mbaa ñu def ko neneen mais am nay mbokk ñooñu mën nañu rey te mën naa indi fitna ci réew mi ñu ne kon pour la stabilité de ce pays là nañu dugal loi bi nit ñi ñëpp dal ñun ñëpp ñu tënku ci lii mais ñetteel bi nag mooy man lii may wax xaw ma sax dana àgg am déet jotaay bi xaw ma sax man danaa fi jógam déet kon damay bàyyi xel sama bàmmeel ëllëg ndax danaa daje ak sama borom te damaa am responsabilité ci kaw suuf si inna aradna al amanata ala alsamawati wal ard wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha al insanu innahu kana zaluman jahula nit dafa am responsabilité ci kaw suuf lii fi am ci kaw suuf yëpp nit ñee ko fi def bu dee lu baax nit ñi la bu dee lu bon aussi nit ñi seen taxawaay la kon nag ñu ni ñun nañ taxaw lu ci ak fu mu mën di mujj in fine c'est pas ça le plus important mais l'essentiel taxawaay bi ñu war a taxaw pour may yàlla aw lay in tansurullah yansurukum loolu moom mooy ñu animé en réalité mu ñetti objectif yooyu ñu ne kon nañ ci jóg taxaw ci puisque askanu Sénégal ñëpp adhéré nañ ci peut-être ma loolu ci benn kii rek mooy président de la République mi nga xam ne si moom mooy njiitu réew mi mooy le premier des Sénégalais bi mu bëggee une loi buy criminaliser en fait le vol de bétail loolu yitteelu doon Sénégalais yëpp te sañ-sañ bu mu am rek askan wi ko tiim moom le président ku mu fi mën a doon laa wax constitution bi article 3 bi li mu wax dafa ni benn kilifa am ci réew mi c'est le peuple sénégalais
alors bi mu bëggee criminaliser le vol de bétail daf ko def te àq ju mu am rek askan wi ko ëpp loolu mooy beneen bi am nañu bokk ci ñun ñoo xam ne si suñuy sœur lañu suñuy lépp lañu muy ay organisation féminine bi ñu bëggee loi buy criminaliser en fait viol mais dañ ko obtenir kenn d'accordul ci viol mais dañu am loi boobu kon nag ñoo ngi xaar askanu Sénégal gépp bu ñu jógandoo ni loi bii lañ bëgg ba xam ñoo xam ne ni mu jéeg moom fu wanante di mu jéeg lan la ñuy def jërëjëf Babacar lay tay woowu am na solo foofu laay sofee benn laaj sax jëmale ko ci imam Makhtar imam Makhtar bu ñu basé woo ci li Babacar wax dañuy gis ne ñoom ñu ngi revendiquer ñu ngi d'abord ci benn combat boo xam ne sax daanaka ñi ñuy bëreel ci biti la ñu nekk loo xam ne dañu gis waame bu jógee ci biti di ñëw ñu ne dafa agsi ñoom ñu porté combat boobu ñoom itam ñu ngi woote jëme ci criminalisation homosexualité te fekk boo seetee ci l'islam mu ngi mel ne homosexualité sax crime la suñu aada yi homosexualité crime la suñu diine yi fi nekk yëpp homosexualité crime la waaw kon ban jafe-jafe nga yaakaar ne mooy tax ba loolu nekk problème pour ñu war ko mën a criminaliser ak ndax encore amul quelque part benn échec boo xam ne ñi nga xam ne ñoo porté combat wu diine échec nañu ko ba waral tey ay ñeneen ñu jóg pour ne daal nañu activé waat yi fi waaw alhamdulilah maa ngi rafetlu explication yi nga xam ne ak leeral yi nga xam ni sëñ Mbuub def na ko te muy combat bu noble nag wax dëgg yàlla parce que homosexualité boo xoolee sunu diine ci boppam moo ko njëkk criminalisé parce que crime la jarim bu mag sax contre la société parce que jëf joo xam ni dafay détruire le tissu social jëf joo xam ne dafay affaisser li nga xam ne mooy shakhsiya doomu aadama muy personnalité nit di yàq jikko doomu aadama loolu képp ku jël combat boobu di ko xeex wax dëgg yàlla dañ koy approuver dañuy approuver tamit vraiment tamit ni ñu ko porté jëmale ko ci def pour mu nekk proposition de loi yóbbu ko assemblée nationale noo koy rafetlu tamit je ne crois pas que li nga wax léegi que xëy na religieux yi dañoo échoué ci combat bi ba ñeneen jël ko parce que religieux yi peut-être mën nañu wax seen taxawaay xëy na dafa yemoon rek ci dénonciation boo xam ne verbal parce que yàgg nañ ko dénoncer verbalement ci suñuy xutba ci suñuy émission ci texte yëpp comme ni ñu ko defee parce que xutba yi bu fi événement amee wala yëngatu bu mel noonu jëm ci wàllu woowu gis nga imam bu ne dina jël ci jumaawam xutba ko yee askan wi wax leen li ci nekk ci ay musiba joxe leen ay dénkaane tey nag dama gis ni tey xëy na ñoom sëñ Mbuub tey dañu gën a dem fu gën a sore te tey mooy boo xoolee xadiis Yonent bi alayhi salaam xëy na ñun dañu mën a yem rek ci man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani ñun nag ci lisaan boobu lañ nekkoon tey xëy na ñoom sax dañoo investi tey doon jom tey jël tey ji pratiquement tey nu pratique ko tey ñoom dañu jël combat bi taxaw jëlal nu ko mais du ma mën ni ñun échec la parce que ñun xëy na en tant que acteur religieux suñu pouvoir mooy dénonciation yàgg nañ ko dénoncer yàgg nañ wax askan wi danger yi ci nekk yàgg nañ leen nettali xissal yi nga xam ne islam nettali na ko ci xawmu Luut ak fa nu mujjeeg jëf jile donc je crois que ñun en tant qu'acteur religieux foofu la ñu mën a yem mais tey am na kuréel ku jóg tey xëy na gën a def pression tey ci état bi pour nu fexee criminaliser mbir mi parce que homosexualité aussi comme li ko Mbuub waxee ci introduction am dafa bokk ci acte contre nature yi bare na sax yoo xam ni gis nga islam xam nga Yonent bi alayhi salaam bu demee ba nii bépp xadis boo xam ne rek yàlla daf ci indi liaan di rëbbe rek loolu dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla fa la gravité ba yam ci jëf jooju crime la waaw parce que bu Yonent bi ne laana allahu man amila amala qawm Luut te répété ko ñetti yoon sax ci benn xadis nga xam ne loolu danger la loolu baaxul ci société baaxul ci pénc kon képp koo xam ne tey jël nga combat boobu porté ko donte doo religieux sax mais ñun daan def solidarité aussi apporter la si parce que da nga nu jàppale ci xeex boobu nga xam ne dañ ko daan def ci dénonciation rek la ñu yemoon donc boo demee tey ba am kuréel ku taxaw tey bëgg jëmmal xeex boobu tey ci ay fait kon wax dëgg yàlla dañuy ñëw bokk koog moom jàppale ko ci tamit parce que aussi conséquences yi ci ne ëllëg ki suñu njaboot lay këpp ëllëg ki suñu penc lay këpp te comme Sénégal li nu wax dafa nekk réew moo xam ne réew mu exceptionnel la parce que
dafa am ay valeurs yoo xam ne fi la nekk. am ay réalités yoo xam ne dafa nekk ci réew mi. di nit di aussi réew diine aussi parce que bu ñu nee 95% de musulmans donte ñeneen ñi sax c'est des croyants kon mën nañu wax ñëpp sax ay croyants lañu. parce que boo xoolee ñu nekk ci ay religions ancestrales yi muy yenn yi ay animistes ak yooyu xëy na minorité lay doon mais boo xoolee kon croyants yi ñëpp. presque toll na ci 99% donc réew mu nu mel te suñu diine yëpp ànd condamné jëf ji nga xam ne mooy homosexualité kon loolu dafa nekk loo xam ni yooyu bu dajee yëpp day wan ne Sénégal du réew moo xam ne loolu doon ko fi mën a accepter mukk parce que dafa nekk loo xam ne rek tey jii xam nga da ngay gis nitu yonent yàlla Lóot xam nga duma yi leen yàlla duma woon ci kaw suuf duma yooyu dafa am luñ ci war a jëlee jàngat ci ñaar ndax yàlla dafa am yërmande ci doomu aadama yi bu njëkk bi mooy nga xam ne loolu mu leen duma malédiction la bu mu lancé seen kaw rëbbu leen mais ñaareel ba aussi leçon avertissement la pour humanité bi à tout peuple ci bépp peuple boo xam tey yaa ngi ci humanité bi tey leçon d'avertissement bu mu la lancé la pour wan le ni jëf ji boo ko saxalee sa pénc wala di ko def wala dépénaliser ko la ca fekkoon ñale moo la ciy fekk te ku nekk gis na yonent yàlla Luut ay nitam ba leen yàlla alagee gis nga falammaa jaa amrunaa ja'alnaa 'aaliyahaa saafilahaa kon na mu defoon tremblement de terre boobu tourner seen suuf si seen kaw taw ci si ñoom ay xeer alag leen efface leen ci kaw suuf kon tey loolu war na tax rek ba combat boobu war a nekk combat bu noble waaye itam nekk combat bu ñëpp tamit te d'autant plus que tey suñuy njiit muy kilifa diine yi wax dëgg yàlla pétition bi ñu def Sénégal yëpp wër na ko ñëpp def nañ ko kilifa diine yi imam yi te combat wam bi muy def tey jii wax dëgg yàlla du ko waxuma sax combat wam mais combat ñëpp la association islamique yi ñëpp adhéré nañ si parce que bi mu koy def seeti na ñëpp association bu ci nekk tey yabal nga sa benn représentant ma nga fa ñun ma nga la koy wax sànq imam Mbaye Ndiaye bu association des imams oulémas du Sénégal tey moom moo fa nekk dinu su représenté tey pour wan leen ni rek xeexu ñëpp la am nañ fa représentant daana ko ci réunion yeeg ci yëpp moom moo fay dem parce que du xeexam rek xeexu askan wi la kon ñëpp dañ ci war a jàpp porté ko parce que aussi lépp loo xam ni tey porté ko mais kon am nga yaakaar ne bu ñu demee assemblée dinañ ko porté am nañ ci yaakaar parce que réew mi wax dëgg yàlla ni ko tabaxee réew diine la réew la woo xam ne wax dëgg yàlla dafa am ci ay valeurs yoo xam ne ci la sukkandiku dafa am ay Sénégal dafa nekk réew mu exceptionnel mën nañu waxee ne liy xew ci feneen di fa xew ak yëpp fii mënu fi xew parce que dafa am dafa am fu mu sukkandiku dafa am benn soubassement base boo xam ne moo fi nekk base boo xam ne macha allah yu bëri nit ñi dañ ko jombal seen bopp bu dul diine sax mais ngor ak dignité doomu aadama honneur mayewu ko sax rawat na diine ñëw tingoom yooyu yëpp macha allah. jërëjëf Imam Matar Ndiaye dinañ ñëwaat ak yow ci gasaat loolu Thierno Diop yow journaliste nga Babacar bi mu développé sànq wax na ne sax muy mel ne yëf yi dem na ba laal presse ci seen loi yi seen code bi ne daal nit ki amatul droit di wax mbiru góor jigéen di beddi di wax loolu jàpp nga ne loolu ni ko Babacar déggee ci texte boobu nekk ci code de la presse bi noonu la wala am na yeneen dégg-dégg yi dama koy booleeg beneen laaj nag mooy ne est-ce que sur le plan international Sénégal war na am lu muy ragal pour war a mën a criminaliser li ñu koy sàkku ci moom est-ce que am na lu muy war a mën a ragal sur le plan international ñaar yooyu. jërëjëf Oustaz Assane waaw poñ boobu sëñ Babacar Mboup laal poñ bu am solo la parce que xam nga am na lu mu wax sànq mooy arme silencieuse. arme silencieuse boo ko déggee benn borom xam-xam ci communication tur bi laay xaw a fàtte moo ko bindoon dafa jëm ci wàllu manipulation. mooy li ñu naan la persuasion clandestine nit ki fexe ba mu gëm li nga bëgg mu gëm ko te da nga koy nax doo ko wax ca teel ne fii laa la bëgg a jëme léegi nag moo tax boo xoolee ñoom seen agenda nu ñu koy déroulé depuis lors ci choix des mots yi au lieu ñu ne homosexuel dañu naan ay droits nouveaux wala xeet yooyu donc lépp dafa aju ci communication léegi nag boo xoolee même tey su ma doon lire presse occidentale bi parce que affaire bi ñor na leen lool bien sûr monde diplomatique ak RFI ñoom ñëpp ay papiers yu gudd lañ ci def te angle d'attaque bi mooy li ñu naan prisme d'attaque ni ñu koy attaqué mooy dafa mel ni neexu leen Sénégal la ñu ngi xañ gars yi seen droit waaw te ñoom
am na ci ko tudd Diouf Souleymane Diouf defe naa. mu jiite association bu daan Free. moom nee na li muy ragal mooy dinañ dem ba duñu mënti ñun def apologie homosexualité maanaam duñ ko mën a manifester ñoom par la parole par l'écrit ou l'image. donc dafay recouper fi nga doon wax noonu poñu 18 boobu ci article code de la presse maanaam donte loi bi mën nañu ko criminaliser. ñoom ba tey dinañ am continuer droit di dumtati di def seen i genre ay yenn manifestations yi. parce que fii tam li fi ëllëg xel dafa bëri Oustaz Assane. naa ngay mën a gis par exemple ay concert parce que le hasard n'existe pas. waa ji sol ay couleurs yoo xam ne ça renvoie à LGBT seen i couleurs mais ñu ne benn du benn yoon mu amaat encore mu am récurrence. donc récurrence boo amee rek mu amaat dafay niru tayeef dafay mel loo xam ne comme li ngay wax noonu xeetu manipulation loo xam ne ñu ngi ciy préparer opinion bi en tout cas mu am ak mu ñàkk am xel yi dina lëndëm. donc foofu nag autant ñu ngi jëm ci criminalisation homosexualité selon li ñu ko sàkkoo autant ba tey poñu 18 boobu noonu ñu seen xel gën ci màcc sama bos parce que loolu tam métier la affaire dafay génn ci presse tuuti egg ci wàllu droit. bon ñu ngi ciy wax ñoom donc poñ boobu noonu incriminé nañ ko en tout cas. mais je crois que yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ciy xeex ak seen xel gën ci màcc di ngeen ko jëlaale en compte loolu. parce que mën nañu ko criminaliser. mais parce que xam nga les lois souvent dafa bëri loi président da ngeen baal ma quoi. président dégg mu koy wax. mais je connais la loi et la manière de contourner la loi parce que je suis avocat. waaw parce que loi boo gis dafay porter en elle-même ay brèches. c'est ça te gis nga fii ñun lu ñu sonal ba tey mooy question de souveraineté boobu mooy deuxième question bi ngay laaj noonu. ndax ñun lii ñu bëgg a def nii muy criminaliser ko mu dëppoog suñuy cosaan ak suñuy aada du ñu andi gàllankoor ci Sénégal ni muy déployer comme état sur le terrain international. c'est une question pertinente parce que loolu moo ëmb lépp kon da ngay poser notion de souveraineté. ndax am nañ ci sañ-sañ. xam nga am na werante bu may suivre diggante Dame Mbodj ak Cheikh Yérim Seck. bon moi je trouve que li Cheikh Yérim wax. comme journaliste la il a déclaré des faits. loolu ay faits la yu mu teg waa moom man d'accord naa ci ak moom ne lii kat bu ñu ko defee lii mën nañ ci fekk dañuy boddi xeet. ñenn dëkk yi sur la scène internationale. bon Dame Mbodj ci koo xam ne il est porteur de certaines philosophies ak rôle bi mu yor ci combat bi même ci plan enseignement bi. je comprends tam sa position mais coslaay nga xam nga lan la. avant affaire homosexualité Sénégal mooy porte d'entrée hub de projection wu franc-maçonnerie en Afrique en 1781. ça c'est vrai. fii la duggee. waaw balaa muy dem fenn fii la duggee. parce que xam nga suñu position géographique mooy tax balaa ngay dugg fenn fii ngay jëkk a jaar. depuis 1700. 1789. waaye nag après boo xoolee di mu déployé woo yeneen dëkk yi la ëpp doole. dëkk yu bëri fii boo demee seen homme d'État du ñu nëbbu ne franc-maçon la. c'est ça ay Côte d'Ivoire Congo Brazzaville Gabon ñoom duñu ko nëbbu. d'ailleurs sax dafa mel ni passage obligé la pour nga am yenn ndomba tànk yi mais fii yabuñ ñu dañu koy nëbbu. est-ce que dañu dem ba àgg ci bañ ko. déedéet am na sax maa ngi fàttaliku Nouvel Horizon benn texte bu ñu defoon dans les années 90 à la fin des années 90 précisément ne même modification yi fi am ni souvent yenn jéego yi bu ñu koy def ci suñu démocratie comme créer restaurer poste premier ministre en 70 ak yenn affaires yi ñoom ci jamono yi dossier bi ci defoon. nee nañu loolu souvent loxo franc-maçon day nekk ci ginnaaw maanaam ci kaw modification constitutionnelle sax loo xam ne laloowul dara ak affaire nu mu tuddati franc-maçon wala yenn xeet quoi. te pourtant boo ne góor jigéen donc du jaxasoo ak affaire franc-maçon parce que c'est le même débat en France. boo xoolee France débat yooyu benn lañ ko def. après dinaa ci ñëwaat mais xam nga fii li problème Oustaz Assane mu ñëwaat. ñun constitution bi ñu am mooy constitution 5e république bu France. ça c'est vrai. vous voyez. te constitution 5e république bu France dama lay renvoyer ci livre bu tudd histoire secrète de la 5e république. loxo franc-maçon yi mi ngi ci. parce que bi ñu jógee ci 4e république ñoom dañoo tiit ne waaw Charles de Gaulle mi li muy woote est-ce que il va respecter nos droits en tant que franc-maçon. seen chef bi ci jamono yi mu ne waxuma ne il va respecter nos droits mais vous retrouvez même certaines de nos phrases dans cette constitution là. donc loolu moo andi tey problème bi yiy jàkkoonte Sénégal yëpp. de constitution boo xam ne dañ ko def selon suñuy aada ak suñuy cosaan parce que yaa ngi delluwaat ci notion de souveraineté bi rek France moo ñu jox genre indépendance comme ñu balkaniser ba pare mais nañu recopier leen sama constitution bi 5e république bi moo andi suñuy werante yi itam ba tey léegi nag ñun duñ ci mën a adapté wu ñoom dinañ retrouver wu ci constitution yooyu mais xoolal ñun ñaata réforme déconsolidante comme ni ko Ismaïla Madior Fall di waxee encore que lui-même bon est-ce que du déconsolidé moo am depuis lors parce que moomuñu ko xam nga souvent garab fi muy màggee mooy fi nga xam ne mooy territoire naturel am dañu am garab àll bu mu juddoo fa lay màggee mais bu fekkente ne dañoo def transplantation
loo xam ne jikkoowu feneen la ñu àndil ñu ko après du mën a dem moo tax dañuy réer ci biir léegi nag pour ñëwaat foofu ci question ba tey ndax lii dinañ ci am gàllankoor mën nañ koo imaginer mais souveraineté ku nekk yaa koy jox sa bopp boo xoolee l'exemple des pays asiatiques ñu si bëri ñu ak ñoom ñoo tolloo woon doole ci côté économie parce que pression boobu la ñu mën teg dans les années 60 dans les années 70 mais la question de la souveraineté dañu ko régler ñoom débat bi kenn du ko poser en Chine par exemple souvent lépp loo xam ne di ay stéréotypes lañu jógee ci Occident mais duñ ko poser ci monde asiatique bi wala ay Malaisie wala yooyu parce que ñooñu côté boobu noonu dañoo am fullo mais nag ñun fii nga baal ma dafa am benn genre perdition identitaire benn syncrétisme bu ñu dund ñun dama koy faral di wax ab nañ la colonisation arabe ñu fekk fi ceddo gi amaat la colonisation française man su may définir samay bopp dama koy définir comme négro ceddo islamisé parce que ñett yooyu yëpp laa boole wéy li nga xam ne mooy ceddo day des ci man loo xam ne nii dañ ma islamisé dafay des ci man ma jàng dem école France léegi ban syncrétisme laa ciy def pour ma bañ ci perdre parce que l'identité d'un homme c'est son itinéraire foofu ma jaar yëpp na laay def ba retrouver wu sama identité pour mun définir samay norme bopp loolu mooy débat bi léegi nag li wóor mooy ci wàllu diplomatie les démocrates aux États-Unis ñoom affaire homosexuelle bi dafa figurer en bonne place ci seeni politique mu am benn hiatus bi Donald Trump ñëwee parce que bul fàtte bu ñu delloo wax ji fu mu jugee mooy Barack Obama bi mu fi ñëwee nee na lii kat dañ ko daganal njiitu réew ci jamono yooyu xëy na ni mu waxee leerul ci xelu ñu bëri waaye moom sax far Donald Trump bi mu faloo ñu nag moom ñu méngoo côté boobu noonu parce que ñoom nanguwuñ xeet boobu léegi nag démocrates yi ñëwaat nañ te gis nga waa ji Blinken bi fi mujj fan yi passé ci ambassade yëpp boo dugg surtout ambassade Amérique ngay gis benn déclaration bi nga ko def au mois de juin bii passé dañ nekkat képp ko bëgg a jëflante ak ñun waa Amérique da ngay kii ci affaire parce que mois de juin mooy seen mois c'est ça mooy mois ñoom góor jigéen yi quoi mois des fiertés mooy mois des fiertés donc ñun kat il faut nga d'accord ci lii ciy def nii ci affaire góor jigéen léegi mu ñëw Sénégal mu ne c'est encore une démocratie mais il faut qu'il soit une démocratie forte baatu forte boobu lan la ëmb parce que fii man bu ne démocratie am nañ ko fii damay jaaxle nga baal ma sëñ Fall li ñu fi xam ñëpp ci président Macky Sall ni mu yore réew mi ci wàllu justice du double standard ba bërki démb xale yaa ngi doon marche naan kumba am ndey ak kumba amul ndey en tout cas kumba am ndey ak kumba amul ndey dañ ko associé ci champ lexical bi percevoir nguuru Macky Sall waaw kon ñun fii mënuñu fi wax organiser élection bu leer fii ñu dañuy gis ay rapport Cour des comptes yi duñu gis kenn après dañ ciy tudd ay nit mais duñu gis ñu dem kaso ñu jàpp leen wala yooyu ba tey ministre de la justice mi ngi jël exemple ne kilifa ak l'autre génn nañ kaso Simon te am na benn député Benno Bokk Yaakaar c'est l'arbre qui casse la forêt mënu ci déduire ne fii y a une démocratie au Sénégal kon donc lu Blinken tuddee une démocratie forte man je me pose la question est-ce que ça ne connote pas li nga xamante ne dafa jëm ci wàllu homosexualité mais tout est-il que j'ai entendu et je dois à la vérité de rappeler la position tranchée de la ministre des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall moom nee na ñun lii nii duñ ko fi kii daal tuuti wax na ci lu xaw a leer duñ ko légaliser mais encore une fois il y a beaucoup de nuances et de subtilité entre ce que il y a une distance entre la routine des actes et la noblesse des discours parfois. Parfois les discours peuvent être nobles, mais les actes peuvent être entourés de routine. Loolu mooy problème bi tamit. te fii li ñu intéressé ñun mooy lan la ñuy jëf véritablement. C'est un débat qui normalement ne devrait même pas avoir cours dans notre pays. Mais encore que ma jeexalee foofu rek. de toute façon Hongrie biir espace Union européenne la nekk. bi mu bëggee teg ay pas ci affaire homosexualité bi nii dañ ko commencé teg ay daan. donc ñun fan lañ jëm. La question doit se poser parce que bu dee ba ci débat bi après damay bañ a accaparer parole bi mais on pourrait venir sur d'autres aspects de la question. foofu la souveraineté bi di amee importance. ndax loo ci góobee gar ko la war a doon. loo ci góobee gar ko. loo ci góobee gar ko bon est-ce que état tam dafay dem ak di fëgg sa dënn man la mën a honneur loolu tam parce que xam nga baal ma rek quoi. ñun moomu suñu bopp. moomu suñu bopp parce que balkanisation bi ñoom ñoo créé condition boo xam ne du ñu moom suñu bopp. Mamadou Dia loolu la doon jéem a def il était porteur d'une politique souverainiste d'un socialisme autogestionnaire à la yougoslave pour ñu moom suñu bopp mais dañ ko boom dañ ko écarté Thomas Sankara loolu la doon jéem a def dañ ko boom parce que xam nga lu tax mais ñun Afrique du ñu xàccandoo dóorandoo nga jël exemple terrorisme bi tey mais pour ñu régler ko il faut qu'on ait nu tuuti recours aux puissances étrangères alors que bërki dem maa ngi dégg Alpha Blondy waykat di ko wax mais Afrique mënuñu am sax une armée commune mais président Macky Sall sax tribune bu mu def temps ci RFI
ak bokk ak naataangoom président Niger ak président Guinée-Bissau mais plaide na lu mel noonu sax ñun Afrique ñu armé suñuy position pour xeex terrorisme bi mais loolu sax mënuñ ko mais malheureusement nag avec nos armées yi nga xam ne nii d'opérette là il faut que ñu jàppante ko ci occidentaux yi léegi ñoom bu ñuy jàppale dañuy nekk ci benn ontologie une diplomatie c'est un tout charge une dimension militaire monétaire ñoo ñuy jox seen suñu monnaie dégg nga mais tam seen culture dañu koy jéem a imposer force. C'est ça. Force donc moo tax ma ne question dafa yaatu beneen forme colonisation. voilà c'est ça jërëjëf Thierno Adama yow dégg nga plateau bi ba fi ñu àgg. mbiru homosexualité ñu war ko criminaliser kilifa diine yi d'accord ci kilifa aada yi d'accord ci diine yëpp laay wax askan wi itam daanaka doo gis ku ci àndul. est-ce que nekkul woon li gën a yomb rek ñu ne ñu déclaré ne daal dinañ ko na ñëw bu ñëwee dinañ ko criminaliser ñu noppal. jërëjëf oustaz Assane jërëjëf intervenant yi parce que aussi débat bu am solo la. boo xamante ni dafa intéressé population bu Sénégal sur mbirum góor jigéen parce que sooy wax homosexualité rek nit ñi dañu comprendre te di ñuy waxal dañu bëgg ñu dégg ñu mën a comprendre li ñuy wax ci mbirum góor jigéen la ñuy waxtaanee est-ce que dañ ko war a criminaliser wala dañ ko war a dépénaliser wala c'est des concepts pour man du débat bu war a am bu ñu war a poser. warul woon am daal waruñu woon àgg foo xam ne du débat bu war a am Sénégal. Pourquoi du débat bu war a am Sénégal parce que suñuy culture suñuy valeur suñu civilisation xamul loolu li tax débat bi am c'est parce que dafa am lu ñu jéggaani bitim réew mu ñëw dugg ci biir Sénégal ba yenn yi am fi suñu njaboot dugg ci mooy dafa am ay valeurs yu ñu perte dafa am ay civilisation yu ñu perte ba mu am maintenant su nekkee suñuy wax ci mbirum homosexualité par rapport juridique ba portée juridique portée juridique bi mooy suñu xoolee code pénal bu Sénégal ñoom nee nañ nag d'accord ñu acte contre nature xam nga code acte contre nature ci diggante ñaari nit yu bokk benn sexe lañ koy wax mooy ñu jëf ay acte contre nature ñu bokk benn sexe mooy góor a góor def la mbir wala jigéen ak jigéen def mbir code pénal bu Sénégal daf ko punir daf ko dàq soo ko defee ñu jàpp la ci dañ lay tëj benn at ba juróomi at amende la 100 000 ba 1,5 million. te loolu pour baati leer loolu yaakaar naa bokkul ak góor jigéen bi ñu xamoon ci Sénégal góor jigéen baa ngi nalee yu sol yére góor ak yooyu. déedéet acte contre nature. acte bi ci boppam acte bi ci boppam. ak comportement impudique melokaan impudique mooy nga sol jigéen di def jigéen lu mooy melokaan bu impudique. maintenant mu ñëw ci acte contre nature. jigéen ak jigéen di def naka sulul noonu góor ak góor sëy parce que loolu acte la. te loolu bokkul ci suñu nature. bokkul suñu aada bokkul suñu cosaan. définir nañ ko yoon. bien sûr. définir nañ ko yoon dàq ko. yoon dañ ko distingué yoon dàq ko ñu daan ci ay doomu aadama donc lu leer la par rapport à notre code pénal te 1966 la dugg. 1966 code pénal bu 1966 lañ ko dugg ba léegi changé wuñu ko. maintenant nag concept yi c'est l'article 369. 319. waaw 319 alinéa 3 n'est-ce pas de la loi 66/16 du 12 février 1966. mais leerul de duñ ko waxee de. loolu la non loolu la ñu affaire góor jigéen non waxuñu góor jigéen j'ai dit acte laa wax. non déglu rek acte contre nature laa wax. xam nga comportement impudique mooy nga yor comportement nga sol yëfu jigéen def yëfu jigéen mais y a des actes xam nga acte lan la mooy jëf bu contre nature diggante ñaari doomu aadama yu bokk sexe. mbirum góor jigéen mooy ñaari doomu aadama yu bokk sexe ñooy def mbirum góor jigéen waxuma ñooy góor jigéenu de ñooy def mbirum góor jigéen ku bokkul sexe mun ñu ko tuddee góor jigéen ci li ma yaakaar ci li ma xam peut-être n'est-ce pas donc loolu loi bi leer na yàgg na ci li ma jàpp ñu am débat bi soulevé may saluer nag seen association bi parce que yaakaar naa ni ñun ñëpp ci lañu war a bokk. waaw ñun ñëpp nag tant que nous sommes. sàmm jikko yi la. sàmm jikko yi parce que jikko yi moom yàqu na ci Sénégal. ba ñu perdre suñu valeur du tey te àdduna fi mu ne woon jamono fi mu ne woon ma nga fa ba tey.
jikko yee soppeeku donc ñun ñëpp ci lañu ci sàmm jikko yi la ñu war a bokk. ñu créé ko le 19 janvier 2016 ñoom bu xeex mbirum góor jigéen mais dafa fekk le président de la République 25 octobre 2015 mu wax ci. mooy bi fi président ba la ñëw. mu ne au nom de quoi la ñu war a dépénaliser ñun. itélé l'homosexualité. lu tax homosexualité war a nekk mbirum loi universelle. mu dàq ko donc combat bi muy combattre ñoom li ñuy xeex combat askan bi yëpp la. parce que dañ ci fekk si wax na ko sànq président def na clin d'œil sénégalais yi pour ñu jàppale ko ci combat boobu. est-ce que ajowoon a jàppale bu bari maanaam bu jëloon décision rek mu jàppale askan wi jël benn décision. xam nga dafa am loo xamante ne le peuple est souverain. oui am na yoon projet yoo xam ne un chef d'état su koy porté. danaan sama population d'accord ko parce que dafa ne devant Obama dafa ne suñu réew suñu civilisation suñu peuple nanguwuñu lii te Sénégal duñ ko mën a nangu falaa budda duñ ko nangu. dafa am loo xamante ni bokkul xaw ma nag d'ici 50 ans comment les jeunes vont réagir naka la société bi di évoluer mais pour l'instant ci ay comportement am ci ay démarches am d'accord ci ba le 31 décembre la xaw ma le 3 avril ba muy def débat boobu au niveau de la RTS bañ ko poser question par rapport ak l'UNESCO sur jàng dafa ne nañu téye seen alal dafa ne nañu téye seen alal maintenant. voilà loolu nag foog ñu taxaw foofu tuuti. waaw nañu téye seen alal muy mel ne yëf yi kon genre commerce la boo xam ne. mais attends. boo d'accord léegi man téye sama. mais attends c'est-à-dire xam nga Obama ñëw na fi lu ko fi andi. États-Unis musul dem ci réew li mu àndaale yóbbaale ko ba mu ñëwee ba muy ñibbi lépp la yóbbaale parce que li mu doon xaar amu ko lu mu wut si woon démocrate yi amuñu ko. lan la aussi woon. la légalisation de l'homosexualité. moo ko fi indi woon. moo ko fi andi woon amu ko président a été fort tenir un discours ay otoom sax daf koo delloo premier ministre canadien ñëw na fi. pour même cause parce que dans leur déclaration da ngay gis ni dañuy bëgg Sénégal dugg ci dans les rangs de l'international mooy seen agenda boobu ñu am mais agenda bi dañ koy def ci. réew yoo xamante ni peut-être diine amu fa doole mais soo demee ci biir Europe ñi nga xam ne am nañ zone yi nga xam ne diine am na fa doole doo fa dégg mbirum góor jigéen. yow wax nga sànq ne président pour askan wi jàppale ko bu ñu ko doon nar a jàppale li gars yi def ci jàppale bi la bokk wala. mais bien sûr parce que ci lu ñu fekk président Macky Sall président de la République la. mooy waruñu daganal góor jigéen ci Sénégal. te moom dafa leer nee na tànka maa ngi jiite réew mi duñ ko fi daganal su demee nag xamuñu mais par rapport aux accords signés aux accords internationaux qui sont signés il faut des fois qu'on s'arrime pour pouvoir récupérer certaines choses qu'on s'arrime sur les papiers mais est-ce que dans la pratique noonu lay demee parce que dafa am ay accords yoo xamante ne dañ ko signé au niveau international. est-ce que n'est-ce pas donc suñuy waxtaan. Maputo yeeg yooyu. non suñuy waxtaan xam nga Mboup dafa am loo xamante ni ba ñu amee indépendance la ñu signé accord yu bari avec les Nations Unies yu bari ay traités yu bari des fois sax les accords de pêche da nga koy arrimer ak AOADA ak yenn li ngay def da nga koy arrimer dans beaucoup de choses. accords yi nga signé moo tax des fois tu es obligé de t'arrimer sur le plan concept vocabulaire terme pour nekk au même niveau mais les pratiques li ci am solo mooy faits yi les pratiques au niveau de ce pays là moo ci am solo est-ce que Sénégal pare na wala réew la boo xamante ni war nañ ci tenir débat est-ce que homosexualité dafa war am wala warul am li ma jàpp mooy du débat bu ñu war a poser parce que warul nekk ci réew boo xamante ni kilifa yi dañ fi tëdd wala kilifa yu tedd yi dañ fi nekk ñoo xamante ni réewu diine bu mel ni Sénégal du débat bu ñu war a poser maanaam nekkul débat boo xam ne waroon nañu ko poser mais war nañu ko poser ndax yi fi nekk fi mu toll fi àdduna toll war nañ cee taxaw fi àdduna toll tey su ñu demee ba ngóor jigéen dugg ci réew mi ci biir réew mii ba
ñu gis société bi ni muy évoluer comportement yi changé ñu ciy jàpp ay nit ci ay appartement déet dafay laaj nag taxaw nag quoi dafay laaj taxaw mooy li nga doon wax ci commencement bi lu ko andi lu ko waral def taxaw seetlu taxaw ne déet lii di raam ca ñag ba la jëm te suñ ko daganalee réew mi di nga gis ay nit yu rayante ci biir réew. te moom doo ko wate di nga wate. dama ne suñu génnee léegi ma signé charte bi man. jeex na kon Adama attiré na jërëjëf. man suñu génnee léegi. nga signé ko parce que lu ma gëm yokkal leen signature. lu may dox la lu ma taxaw la lu ma gëm la parce que éducation bi ma am yar biñ ma am c'est vrai mi ngi koy wax en Thierno mi ngi naan xamuñu fu ñu parce que ceddo gi diine gi tubaab gi lan lañ ca doon. Moi, je préférais me cacher derrière la religion. J'ai préféré nëbbatu ci gannaaw diine bi parce que ci laay am doole parce que su ma nëbbatiwul ci gannaaw diine bi rek. problème dina dal parce que tubaab ba ma jàng. lim ma jàngal baaxul. ceddo ga ba ma donn lim ma am na yu ci bon diine dafa ñëw defar lépp muy diine bu mu mënti doon nag. dafa ñëw defar lépp. moderniser ko wax ni nii la ñu war a taxawee. suñu taxawee ci diine ni mu ñu wax nag débat yi du am. parce que oustaz man ba may gone dañ daan tas ak ñoom te duñ leen xam. mooy góor jigéen ñi. waaw dañ daan ba ñuy gone dañ daan tas ak ñoom. loolu yaakaar naa bokk la góor jigéen bi ñuy wax. bokk ak bi ñooñu dañu efféminé woon. oui bokk. waaw boobu sax da nga ko daan tooñ. des fois da ngay nekk ci biir kër sax am comportement mi ngi bàyyi si comportement jigéen lu bii moo andi góor di jëfinu jigéen loolu la ñuy wax góor di am comportement jëfinu jigéen mooy di jigéen lu moo tax ñu doon tu wax war ba mais baatu sëy musuñu ko xalaat Sénégal musuñu xam góor buy sëy góor ci biir Sénégal musuñu xam góor jigéen buy sëy jigéen ci biir Sénégal su demee ba dugg ci réew mi nag war nañ taxaw seetaan nag oustaz Assane ma yaakaar ne xëy na député yi itam lu mel noonu la ñuy wax bu boobaa jërëjëf Adama Babacar dégg nga li fi Adama daanele daanaka foofu lay tàmbaleeg yow yéen seen combat bi ñëw na ba àgg ci benn étape mooy ne déposé ngeen di xaar résultat boobu bu jàpp ngeen ne fii ak ñaata durée lay am évolution ak itam bu fekkente ne loolu aboutirul yéen seen combat bi beneen façon lay jëlaat maanaam durée bi ngeen di xaar pour ñu mën a wax ne fi ngeen di jëm àgg ngeen fa wala répondre nañ waaw en principe ci session bi war naa mën a jàll. balaa kii bi di tëj session bi balaa assemblée di tëj en principe. bu fekkente ni jàllu ci tamit session bi ñëw moom dana bokk ci yi nga xam ne moom moo ciy jiitu donc waaye. man li ma jàpp naa sax ni session bi dinañ ko ci lijjanti ndax député sénégalais yi ay sénégalais lañu comme ñun. ñoo bokk cursus ñoo bokk fu ñu jaar. de quelque boor fu ñu mën a féete nag fu ñu ci mën a féete ndax gis nga proposition de loi bi ñu ko porté. ay député yu bokk benn bokk yaakaar ñoo ngi ci ay député yu bokk ci opposition bi ay député non inscrits ñoo ngi ci. ñëpp bokk nañu ci. bien sûr pour wax la ni la sénégalais yi ci boppam ñun fi ne liñ ci yëg ak di ci bëgg man de jàpp naa ni. député yëpp noonu loolu lañ ci gis-gis boobu ndax ñun ñëpp ñoo ci bokk gis-gis. sunu mbokk mu baax mi dafa am solo lu mu wax léegi. sëñ Adama. macha allah dafa am lu am solo lu mu wax. loo xam naa ne mën nañoo dugal nag ci guuta quand même ndax waaye lu am solo la wax. vraiment. xëy na bu ñu ca génnee rek gis lu leer bu ñu duggee ci guddi ba pare xanaa génnaat. oustaz est-ce que génn ca dana yomb. xam nga léeg-léeg nee na charte yi ñuy traité yi convention yi ñuy signé day tax léeg-léeg il faut yenn concept yu ñu jéem a arrimer yu ñu demee waaye léeg-léeg loolu moo ñu mën a dugal ci guuta goo xam ni pour nga génnaat ci du yomb. d'ailleurs man foofu sax lay saisir rek clin d'œil bi ma doon wax sànq ni président def na ko te askan wi wax dëgg yàlla war ko jàppale ci loolu ndax sénégalais yi ñoo ko jiital c'est le premier des sénégalais kon loolu man dama jàpp ni dafa doon wax ak sénégalais yi ci loolu tendre leen mel ni lii yéen a ñu ci mën a génne fi mu nekk nii. xam nga par exemple boo demee ci la constitution du Sénégal article 98 bi dafa poser problème vraiment. dafa poser problème. te it may def entre parenthèses di wax ni vraiment gis nga li nga wax. ci loolu ci la d'accord la constitution du Sénégal là la constitution n'est pas sénégalaise. vraiment c'est pas pour les Sénégalais quoi. loolu moom vraiment d'accord naa ci mais.
mais yow sëñ bi yow suñu waxtaan dana neex même Sénégalais yi duñu ay Sénégalais. enfin moom bu ko waxee vraiment nag moom la personne indiquée pour wax loolu. mais réellement école bi aussi posé na problème. l'école n'est pas sénégalaise. mais constitution bi dafa wax ni Sénégal bu signé traité wala convention signé ko ba fa mu war a jaar yëpp mu jaar foofu bu ñu ko ratifié ba publier ko loolu dafay tiim loi yi mu fekkoon ci biir réew mi. ci kaw ñañu ko seqaloon ñoom it seen wàllu ñu def ko mais xam nga loolu sëñ bi ñun ana suñu souveraineté ko. exactement xam nga askan wi la ñu wax ni ñoo souverain ñoo tànn ay ndaw ci si ne sëñ Adama sëñ Maam Thierno ak imam yéen kat ñun ñi fi toog yéen la ñu jox suñu kàddu yéen a ñuy teewal kon ginnaaw ñun ñi fi nekk ñëpp ñoo yor kàddu gi ñoo am doole ji. bu ñu yëkkatee doole ji jox leen ko doole ji yéen a ko reyal ba tax na kon suñuy loi su ngeen ko seen wote ba tëral ko mais loolu wareesu la am lu ñu indi naan ñu ay lii ay loi supranationale la dafay tibb. donc ñu ne ñu bu ñu demee signé ci traité bi ngay signé léegi bu fekkente ne dafa contraire wala mu antinomique ak disposition yi nekkoon fii nag lan lay def moo tax effectivement maa ngi dem fan yi ci passé benn séminaire daje fa ak suñu mbokki féministes yi coow la bari woon na lool mais ñoom effectivement il parle d'harmonisation te wax dëgg yàlla nit bu waxee dëgg da nga koy nangu li ñu wax dëgg la il faut que ñu harmoniser yenn textes yi Sénégal parce que si yeneen lu ko gën a kawe tel lii la wax te ak lii waxatul lii kon nañu soppal ni lii harmoniser ko te effectivement wax nañ dëgg ci fànn boobu alors da ngay gis ni loolu jafe-jafe la oustaz. ban lañu war a soppi ci ñaar yi maanaam article 98 bi dañ ko war a tocc ndax mu adopté wu ak souveraineté bi moom maanaam benn loi wu su koo signé ci ñi nga yónni dañuy dem ñoo xam si position gouvernement lay doon ñu dem ni leen sur telle question wax leen ci lii def leen ci lii mu doon délégation boo xam ne si en fait ay fonctionnaires la ñuy doon ñu dem wax ci surtout askanu Sénégal engagé loo xam ne si bu ñëwee day tiim ñun joxoon suñu kàddu moom moo ko loolu ça pose problème du dëgg loolu kon benn jafe-jafe la waaye man daal ala kulli xaal jàpp naa ni député sénégalais yi ñun lii ñu ci bëgg rek ñoom lañ leen ci bëgg ndax d'autant plus que on a 11 députés qui ont signé ñoo ko introduire ñoo ko dugal bi ñu ko dugalee 2 députés ki waat nañ fi ma toogaat nii rek maa ngi koy nuyu au passage l'honorable député mu Abdoulaye Wilane maa ngi gis ne mi ngi may woo mi ngi woote rek donc moom aussi bokk na ci ñi koy kii te ku ne xam nañ benn bokk yaa parti socialiste bokk sëñ Mansour Sy Djamil aussi donc yokku na ci ñi nga xam ne ñoo koy kii donc 13 députés lañ actuellement ñoo xam ne ñoom ñoo engagé wu pour porter ko yóbbu ko ci seen i kanamu député pour défendre te gis nga position boobu ñu am ñoom ñooñu li ñu affirmé ni ñu ñoom ñëpp ñoo ngi xaar bis bu accès plénière dañ koy voté ñun xamuñu nañ la toll donc man jàpp naa ni kon buy dem assemblée nationale incha allah buy dem plénière donc ça va passer ndax li ma ko waxee si lii ñoom ay sénégalais lañ comme ñun. est-ce que amul ay gàllankoor yoo xam ne mën na tax ba mu mais bien sûr pression yi mi ngi fu nekk. pression yi mi ngi fu nekk déjà am na ci député yi nga xam ne ñoo ko porté ay ambassades yu nekk fii tàmbali di leen woo fi mu nekk nii. ambassade yu nekk fii ambassade bu États-Unis bokk na ci ñuy woote ambassade bu France bokk na ci ñuy woote mais ñun est-ce que ñun sañ nañ loolu sëñ Fall est-ce que mas ngaa xalaat benn bis jóge fii rek dem Canada ni leen yéen ni ngeen di dunde baaxul yéen góor ñi cër bi ngeen am ñi ngeen di doxee du noonu jigéen ñi cër bi ngeen leen jàppee ak ni ngeen leen di doxalee du noonu xalaatoo ko sax yaa ngi leen nangul fi mu ne nañuy dunde respecté ngi leen boo demee ci ñoom sax da nga fexe ba doo leen blessé def sa kii. ba léegi ñoom ban sañ-sañ lañ am ñun ba ñëw naan ñu ni ngeen ko dundee du nii. réciprocité amul daal ci respect yi. c'est-à-dire man loolu mooy li ma jaaxal ñoom fan lañ sukkandiku ban sañ-sañ lañ am ci ban imam ba ci question genre bi ñu wax su boo xam ne la non xam nga jigéen lii ngeen ko war a tenir ñoom dañ ñoo gën a xam lan mooy àqu nit ba léeg-léeg sax ñu woo ay borom xam-xam ci ñu ñëw toog naan li jigéen cër bii la war a am. laal c'est-à-dire fan lañ sukkandiku c'est-à-dire man dama bëgg ku ma leeral ci loolu fan lañ sukkandiku ba arrogé wu boobu droit ci ñoom ci ñëw ñu ne ñu yéen seen baay ak seen i maam xamuñu woon lu baax amuñu woon lu baax mënuñu woon a jëmmal lu baax kon kaay leen ñu wax leen lan mooy lu baax nan lañ koy amale ak nan lañ koy saytu ñu niteel leen ñun ñu war a nangu loolu ba noppi ñëw suñu waxee buñ ne li may wax très souvent na gars yi baal ma nag mais souvent en fait les soi-disant intellectuels là bon bu ma amoon xam-xam ni bokk naa ci sax mais bokkuma ci mais soi-disant intellectuels yi boo seen intellectuel mooy lan bu tubaab bi ne weex na nga ni tàll bu ne ñuul na nga ni kukk c'est tout comme a dit Robespierre comme a dit je ne sais qui encore nangam ak nangam donc juste loolu la alors loi bi
dafay gis nga loo xam ne si oustaz lu mënul ñàkk la pour askanu Sénégal pour ñoom ñu légiférer ci. xam nga réew mi bu ñu bëggee ak dal am fi. askanu Sénégal du ñii fi nekk ni Senghor ay passé. le Sénégal est resté. Abdou Diouf est passé. le Sénégal est resté. Abdoulaye Wade est passé, le Sénégal est resté. Macky Sall partira, le Sénégal restera. Sénégal mooy li am solo mooy li ëpp solo. kon ñoom ay liggéeykat lañu yoo xam ne askan wi ñoo leen ji teraanga joo xam ne lii sëñ Abdoulaye waxoon Senghor bi muy tàggatoo ni ko yow war ngaa sant réew mi sant nañ la waaye yow yaa leen war a sant ay nit ñoo xam ne gënoo leen juddu ëppoo leen xam-xam ñu jël seen kàddu jox leen jox la sañ-sañ yoo xam ne ci seen kaw yow ñoom joxuñu ko seen bopp kooku jox nañ la teraanga. am déet sas nañ la. jëf nañ leen te ak yow jëf leen te gor. kon ñooñu bu fekkente ni yëng nga dara ci ñoom ci lu ñu bëgg. loolu war nga ci taxaw man dama daan saluer benn baat bu président Abdou Diouf daan wax. lu ma neexoon la. da ngay dégg ci waxam lu bari buy wax ni man damay jaamu seeni soxla. en réalité noonu la war a demee. damay jaamu seeni soxla. bien vrai que baat bi nit ñi mën nañu ko déggee neneen waaye lu am solo rek ci jubluwaayu wax ci seen yitte rek laa nekk. alors kon askanu Sénégal tey jii mboole seen ñoom ñoo jóg pour bëgg loi bi pour surtout rek préserver sax fi mu nekk ni suñu njaboot gis nga ñun ñi am njaboot ñëpp a tiit dama dem Goudiri ñu waxtaan ba pare benn enseignant jóg daan ni ma man de sincèrement xaw ma woon ni affaire yi ak na fii ak ni la demee. waaye man de xam naa ni tàmbali naa tiit bi ma la déggee rek tiit naa ci mbaa sama doom ju góor du ànd ak benn xale bu góor ñëw ni ma papa kii laa bëgg. ma ne ko ah bon yow àgg nga foofu mu ni ma wallaahi fi mu ne maa ngi tàmbalee. tiit na ba àgg foofu. mu ni ma léegi nag bis bu sama doom bu góor jàppee ci loxo jigéen ñëw ni ma papa kii dama ko bëgg bala maa dem ca waajuram damay woote cant goo xam ni lu ma am ci alal danaa ko ci def ngir sant yàlla ci li mu ma defal. kon da ngay gis ne société bi am nañ problème tuuti. kii maanaam waajur yi tiit nañu fi mu nekk ni jaaxle nañu. kon nag ñoo ngi ñaan. sunu njiit yi. ñu génnee leen ci assemblée bi tiitaange boobu nañ ñu wekkil tiitaange gi njàqare ñu. te it ñoo ngi ci tàllal loxo président Macky Sall. parce que moom ginnaaw nee na moom tant que mi ngi fi kenn du ko légaliser. donte ñun li ñuy wax ak li muy wax bokkul. ndax ñun li ñuy wax ci misaal mu leer ma wax ko Sénégal yi dégg ko. ñun dañ ni dafa am kër goo xam ne Sénégal la tudd. ñu daal di wut ab liggéeykat bi ñëw ñu ne ko kat kër gi yaatu na njaboot gi yaatu na dañoo bëgg nga liggéey liggéeyal ñu léegi alal ji danaan la ko jox. kàddu gi it jox nañu ko sañ-sañ am nga ko ci kër gi waaye boroom kër gi ni ko wërmbal bii moom bu fi dugg ndax sama njaboot gu jigéen ñoo fi nekk te man bëgguma jaxasoo góor ak jigéen ci misaal. ki nu jël ñu ngi toog di toog ba yàgg guddi mu dégg ay tànk yu yëngu mu jóg topp ko ba fekk surga ba mu waxoon ni ko bul dugg ca biir jigéen ñi néegu jigéen ñi mu fekk ko ci néegu jigéen ñi mu ne ko looy def fii mu ne ko man daal xam naa ni moom naa fi dugg waaye kenn du ci ëmb waxuñu loolu kenn du fi ëmb waxuñu loolu. légalisation dugub bi lañ mais loolu ku ko wax fii ci Sénégal doo fanaan palais koo mën a doon la la wax waxuñu problème légalisation. dañ ni ñoo ngi posé acte yoo xam ne ci loolu la jëm. te bu ñu ko bañee fii ak 15 ans 20 ans suñuy doom dañ ko nangu est-ce que xam nga ni le Sénégal a conçu un document sur le plan éducatif. boo xam ni 16 sessions la 16 ginnaaw bi ñu waxee coowal mbirum UNESCO moom. naan président naan na dem ak seen xaalis. loolu moom xam nañu c'est tellement simpliste. vraiment affaire yi demeewul noonu non c'est très simpliste demeewul noonu. est-ce que jël leen seen xaalis dem leen noonu affaire yi demeewul noonu. mais le gouvernement du Sénégal fi mu ne liggéey nañu document boo xam ne si 16 sessions la yoo xam ni man la document gelé par devers moi 16 sessions yoo xam ne 7e session bi lañ leen war a jàngale genre ñan lañ ciblé élèves sénégalais yi am 5 ans jëm 18 ans. kan lañ koy tàmbali expérimenté ci kii bi en tout cas document bi moom existé na man yor naa ko actuellement mais ça pose problème loolu ñun moo ñu tiital mooy ni tey yow li ngay bañ man mii ma koy bañ c'est pas obligatoirement même suñu doom suñu góorgóorlu ba suñu doom bañ koy suñu sët est-ce que dana ko bañ wax nga ko waxuma sax système éducatif bi mais médias yi gadget yi fan yii ci ginnaaw gisoon nañ fi ay jeux yoo xam ne si jeux yu gën jigéen ak jigéen xale yu jigéen yu toll ni tàngal nga laal ni ñu fóonante ñu dessiné ko ci donc loolu suñ ko tàmbalee di familiariser ak dessin animé yeeg mais ñooñu fan lañ jëm finalement dessin animé yooyu te loolu mi ngi génn ci réew mi mi ngi fi am jërëjëf ak yeneen i fànn ak yeneen i fànn yoo xam ne soo ko conjugué da ngay gis ni mën na soppar ñi gis-gisu xale mentalité wu nit ñi ba ñu mentalité xale adopté loo xam ne la seen bàyyi doon bañ seen maam doon ko ñu nangu ko naturel ñoom waxuma sax ñu nekk ko mais au moins mën nañoo tàmbali ci toléré ko d'abord te tolérance boobu leneen moo ci topp jërëjëf Babacar xam naa dañuy def dernier tour de table lay doon ma tàmbale ko ak Imam Matar Babacar dafa junj ci waxam ci ba muy tàmbali ne
bokk na ci li tax ba ñuy ñu porte combat bi mooy ne nit ñi seen gëm-gëm ci wàllu diine wàllu aada àgg na foo xam ne bu ñu fi yaatalee lu ni mel nit ñi mën nañ jóg di fayal seen bopp moo tax ñu porté ko ci façon boo xam ne nit ñi dañuy xam ne lii luwaa la ci réew mi loo xam ne bu ku ko def ñu diggaale kook yow la au lieu nit ñi di jóg di fayal seen bopp est-ce que loolu warul nekk kon intérêt boo xam ne sax gouvernement bi ci boppam moo ci war a gën a sawar pour def li nga xam ne gaa yaa ngi koy sàkku wala boog am na yeneen considération yoo xam ne jàpp nga ne mooy tax ba loolu du gaawee. waaw li ma ciy leeral rek mooy wax dëgg yàlla parce que tey combat bi dafa sax noppal chef d'état clin d'œil bi mu wax. tey dafa def kon xeex boo xam ne xëy na mën na ci wéet mais peuple bi ci boppam noo jóg jàppale ko. kon lii tey lii nu gis tey ba noppi nag bëgg ko jaaral fi nu war a fi lépp luy procédure dañ ko topp. yóbbu ko fa nga xam ne mooy Assemblée nationale jaar fa nu war jaar je crois que lii tey dafa noppal sax nguur gi. dafa noppal nguur gi ba tey bis bu Sénégal bu ñu demee tey jii suñu député yi voté ko nu criminaliser li nga xam ne mooy homosexualité muy wàllu góor jigéen je crois que loolu tey lu ñuy rafetlu la ñu ñëpp Sénégal. parce que tamit buñ ko defulee. loolu ëllëg lam nu mën a jural. parce que dëkk la boo xam ne ay loi wa fi ne am na justice mais buñ sàgganee ba xëy na loolu soofental ko ëllëg mu nekk justice populaire. xam ni kii def na ko nangam nit ñi ku ne di fajal sa bopp je crois que loolu tamit problème la te ñaan nu yàlla àgg foofu. kon combat bi nga xam ne tey sàmm jikko yi daf ko porté. dafa nekk combat boo xam ne dafa noble combat la boo xam ne tey ku ne war nga ci dugal sa loxo. parce que li mu wax dafa leer tey ñun ñii suñuy doom mais da ngay tiit après ci suñuy sët. parce que tey ñoom dañuy utiliser ay moyens yoo xam ni moom mooy utiliser mooy insoupçonné yoo xam ne yow boo deful nànk sax xawoo am tuuti seetlu doo ko gis. tey ku xool tàngal yi ñuy wax nii 4G yi ñuy jaar nii dessin animé yi ak yeneen yoo xam ni bu fekkee nekk kooku mën a seetlu mais da ngay bàyyi rek affaire bi day dem. kon lii dafa war nekk combat boo xam ñëpp ko war porter nag ci domaine yëpp nag ci surtout nag ñun les religieux. surtout parce que Sénégal aussi lu nu mën a wax tamit religieux la ñuy déglu. ñun nit ñuy dégloo. je crois que ñun combat bi tey war nañu ni ñu ko doon xeexee sànq wax naa ko. peut-être verbalement la woon par dénonciation tey war nañu gën a accentuer tey dénonciation boobu. fexe aussi te tam bañ a yem rek ci jàkk yi ci texte yi mais aussi tey dañuy ubbeeku aussi am benn esprit d'ouverture boo xam ne dinañu may. tey nii sëñ Mbuub di def tey di gëstu aussi di xam parce que adduna bi tey boo toogee rek xëy na ni. taalibe laa ndongo daara laa sama daara laa toog homosexualité dafa xaraam mais il faut tam nga jóg ak des moyens yoo xam ne tey de sensibilisation mën a sensibiliser askan wi di xam aussi ki ngay xeexal aussi moyens yi muy utiliser yow tam nga mën ko fexe dànkaafu moyens yooyu jëm ko contourner aussi daf ci am solo parce que tamit da ngay xool xam nga léegi Sénégal fu mu toll nii dama koy wax bis bu ne technologie bi dafa toll foo xam ni li ci mën a dimbale tey ci sa njaboot je crois que mooy mu am benn communication entre tey le parent ak ay doomam parce que portable bi nga yor tey pour citer lii rek wax ma internet bay réseaux sociaux yu li ci xew lépp bu njëkk da nga daan fab sa doom say doom nu reer nga dàq ñëw nu tëddi nga tëj sa buntu kër. jeex ñëpp a ngi ci biir. ñëpp a ngi ci biir sa xel dal. mais tey sécuriser wuñu. boo dàqee sa njaboot tëj leen dugg leen am na koo xam ne nga toog ci néegam tey di wax ak adduna bi lépp. ku nekk ci moo ci appareil bii ñoom tey ñëpp a ngi ci biti. ñëpp a ngi ci biti. ba tax na kon tey il faut nous changer forme d'éducation. ci lan tey ci waxtaan ak njaboot gi. di communication surtout. parce que bu njëkk da nga daan wax naan am na question yoo xam ne daawuñu ko nangu di ko discuter ak suñuy njaboot. te tey nag dafa jot am na question yoo xam ne je crois que tey il faut parent bi am audace génne tabu bi fi nekkoon mën a discuter ak njabootam di waxtaan ak ñoom surtout yenn question yi nga xam ne dafay toucher un peu domaine nu sexualité par exemple tey sa doom bu góor am na fan bu fa tollee dama koy wax toujours bu may jàngal gars yi fiq
ni am na fa xam sa doom bu góor bu fa tollee da nga koy woo ci roq am na yoo xam ne fokk nga xamal ko des fondamentaux yoo xam ne daf ko war a xam sa doom bu jigéen aussi naka noonu tam am na fa xam ne bu fa tollee tamit yaayam war na ko mën xamal ay fondamentaux yoo xam ne jigéen daf ko war a xam mais malheureusement yooyu ay question tabou lañ ko jàppee ba léegi moo tax ci wàllu éducation sexuelle ci l'islam sa doom bu jigéen bu commencé gis règle kooku yaayam war da ko mën a woo ni ko lii ngay gis kat nangam ngay doxale et puis tamit ni ko tamit dànkaafu ko aussi toll nga si âge boo xam ne tey jii delloo si ay valeur am yi mu gëm yi nga xam ne moom ngeen di dund wax ko leeral ko bu ko defee kooku dina mën xam fu muy teg tànkam naka noonu aussi say doom bu góor moo xam jigéen la wala góor yëpp tey li xew mais na nga nangu affronter tey réalité yi lii xew tey jii tey ni nga xam ne tey ay acte contre nature la lépp mais occasion la tey ci parents yi nga koy leeral sa njaboot ni ko góor nga yàlla nii la bindee am na yoo xam ni du sa cër nga koy def ci noppam. parce que da ngay sunu mag ñi démb am na comportement yoo xam ne bu ñu ko doon gis ci xale bu góor mais dañ lay génne kër gi. gis sa doom bu góor tey ñëw léttu. wala bënn noppam takk jaaro takk lam. am na xeet yoo xam ne façon yoo xam ne boo ko doon comporté woo ci société bi mais dañ lay beddi. tey nag malheureusement yooyu te yooyu ren yu bayal nag après mooy dem. mooy law waaw tey. wax sa doom bu góor ni ko yow góor nga góor yàlla daf la bind ngay góor sa diine li la santaane sëy yàlla daf ko daganal mais ci diggante góor ak jigéen mais daf ko xaraamal ci diggante góor ak góor mais communication boobu forme boobu fokk muy am. dëgg la ay xale la mais aussi parce que dagguma la sax mais boo jëlee livre bu mel ne Laxdari yu nga xam ne mag ñi daanañ ko mooy livre bi ñu gën a jàngale ci biir Sénégal Laxdari boobu am na éducation sexuelle boobu nga wax bu ci nekk xale bi ak âge bu mënti toll bu jàngee Laxdari dina xam nga yooyu parce que gis nga mooy lu yonent bi di wax rek xam nga xadisam bu gàtt boobu tëriche te mun naan muru awlaadakum bi salaa wa hum abnaau 7 sinin wadribu alayha wa hum abnaau 10 lu ma ki teg wa farriqu baynahum fil madaaji loolu dafa jàngale lépp ci wàllu sexualité sa doom bu commencé bu amay 7 ans commencé ko digal muy julli waaye bu demee ba am 10 ans lank ni lu julli dana jaral nga caw ko waaye nag wa farriqu baynahum fil madaaji loolu dafa ëmb lu bëri ci wàllu sexualité commencé leen nag teqale leen ci turwaay yi bu nu bokkati néeg mais yowul foofu rek lu mu ëmb dafa bare mooy commencé leen di leen leeral lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu sexualité leeral leen sa doom bu góor sànq li ma wax ni ko kat yow góor nga nii nga war comporté woo li la yàlla bind ci yow boo demee ba nam mu sëy bëgg dugg ci néegu sëy jigéen ngay jenc ku jigéen ki tam nga yëgal ko ni yow boo demee ba nam mu sëy tamit góor ngay jenc mais yooyu kii boobu dafa am solo sensibilisation boobu wan leen ni nag cadre bi waru leen ko génne parce que sànq acte contre nature bi nga wax sànq du question góor jigéen rek mu ngi si biir am na leneen lu ci nekk wàllu lesbianisme wàllu aussi zoophilie parce que tey gis nga am nañu yàqu tey ñoo xam ne dem nañu ba seen vice permettre na leen tey nuy bàyyi terang gi leen yàlla defal seen xeeti nit di dem ci ay mala kon yooyu yëpp kon dafa nekk travail boo xam ne je crois que parent bi dañ ko war a dugal ci wàllu éducation mu xam ne tey éducation forme bi dafa war a changer tey mu dem ci forme boo xam ne tey éducation directe boo xam ne na nga ñamee njaboot gi mën a am benn accès ci ñoom ak benn communication boo xam ne moom ngay doxal ci ñoom pour mën a contourner lii yëpp jërëjëf imam Serigne Thierno yow da nga junj lu am importance sànq muy démocratie boo xam ne dafa forte est-ce que avec li nga dégg ci plateau bi nekkul ne par force dinañu àgg ci démocratie boobu démocratie boo xam ne bii dafay daganal. dafay daganal lépp parce que. waaw mu ngi mel ne da nga ne ci slide bi franc-maçonnerie la. waaw maanaam reen yi daal boo ko gasee. loolu ngay trouvé. mais yan matukaay la ñu war a mën a jël pour mën a àgg foofu. waaw parce que xam nga déjà am na évolution man je crois que sëñ boobu après nga dimbale ma ci xaw ma Gabon wala Cameroun. am na ci dëkk boo xam ne bii il y a 30 ans seen ministre moo taxaw waxoo de la communication. il y a 30 ans ñi muñ ko fi woon wax léegi ñu ngi ko fi wax bu ñu toogee tuuti dañ ko fi daganal. Gabon de waaw. bu bàyyi. Gabon. waaw après ñu changé. waaw voilà très bien je crois que Gabon donc. voilà donc xam nga mooy ko li may wax rek. dafay dem de manière progressive parce que tey boo fàttali ko suñu Assane dama koy wax day reeloo nit ñi. en 1991 boobu xale yu ndaw lañ ñun. bon ñu ngi école primaire wala ñu ngi doog a dugg collège. am ay film yu fi daan daw ñii am ñu daan wane muy ay xeetu dynastie Dallas ay Santa Barbara. Dallas ba ñu xëy rek gisatuñu ko
il paraît que suñu benn maam jamono yooyu noonu ci kilifa diine yi baax yi moo bon parce que amul officiellement fu ma déggee mu waxoo mais nee nañ moom moo ko sàkkoon mu arrêté xam nga déjà yooyu rek jamono yi di choqué ay nit mais après itam boo xoolee donc foofu dafa am évolution waa fii nag ma jël benn exemple rajo yi comme li ngeen wax naan nouvelle technologie ak yooyu que ne mën na yokk peut-être défaut yi mais mën na yokk tam qualité yi boo xoolee yéen affaire oustaz yi ngeen waaraate yi ngeen di commencé def Sénégal ci la jàkk yi yu bëri di fees fekk na fi nit ñi di julli mais ci la jàkk yi bëri di fees dafa bëri ndaw yoo xam ne dafa gën a xirtal ci wàllu diine bi phénomène rajo yi commencé ñoom oustaz Taïb Socé ay oustaz di waaraate boo xoolee ba tey ñu bëri seen àdduna loolu moo ko changé donc xam nga paaka ñaari bor la rek quoi souvent technologie mais tam benn affaire comme ni ma waxee société da nga koy encadré boo xoolee doomu Chine bi moom am na benn corpus culturel bu ñu koy dugal mu màgg ci loolu ba dafay ñàkk ay valeur am ba occidental bi parce que ñoom yeneen xeetu diine lañu am xam nga ñoom it du souvent christianisme wala du sooti wala islam mais dañoo am diine et c'est 1,2 milliard personnes du lu ndaw tamit mais loolu ñu gëm ñoom seen xeetu diine yooyu noonu dañ ko ñàkk ba benn perversion du am moo tax usage bi ngay am fii ci WhatsApp parce que démocratie bëri tam loolay gàllankoor bi yenn saa yi bon man bu ma demoon tey yenn dëkk arabe yi comme Arabie Saoudite par exemple bi ma fa nekkee ba da ngay gis ne seen kii bi du leer nii xaw ma lan moo tax il paraît que ay restriction la wala ay Émirats arabes unis seen WhatsApp ak yooyu noonu mayul nit ñi fu la neex rek nga amee jumtukaay ci utilisation bu la neex nga def ko ci xarala yooyu. dañ ko encadré dañ ko encadré. am na yoo xam ne doo da ngay envoyé. voilà très bien mais doo am image du dem. voilà très bien donc fii ñun laïcité la ñu wax mais laïcité ak lu mën ci doon oustaz il faut que affaire constitution ñu leeral ko boo xoolee ati mujj yi dafa am ay conflits yu bëri yi am ci temps affaire constitution la affaire daara yi bi ñu ko doon wax xale taalibe yooyu ñu fi dóoroon xam nga wax jooju fàtte nañ ko alors que sëñ Mountakha man maa ko dégg bi coow li di fay mu ne waa léegi lii nag dañ ko yóbbu assemblée waxtaanee ko déggoo ko woon loolu la wax dañ ko yóbbu assemblée waxtaanee ko loolu ko ci constitution ñu réglé ko fa est-ce que am na ba tey amul nga baal ma foofu parce que ci débat bi la bokk quoi loolu lépp xam nga mooy lu jëm ci wàllu ñun ban rapport la ñu war a am ak suñuy valeur mais ku tudd valeur tudd diine parce que diine mooy gardien des valeurs tubaab bi moom daf ko réglé woon man parce que nekk naa journaliste Dakaractu ab benn dossier bu ma defoon ci benn diine fii bu dul islam ñii seeni kilifa lan la leen état bi di defal ci teraanga nga xam ne dañ ko formaliser dafa leer ne lii dafa war a jëm ci ñoom ñu leen koy defal defoon naa dossier mën naa ko xoolaat nii ci Google bi génne ko ba may Dakaractu mais ñi nga xam ne nii waa islam lañ ñoom amuñu loolu loo xam ne nii de manière formelle dañ koy yëkkati defal lañ ko nii ñu mën ko gis souvent dafay informel boobu nag après mooy andi jaxasoo bi ak pëccëxoo bi bu baaxee ba du leer am na ñu naan ministère du culte initiative la bu doon Bamba Ndiaye daan porté xaw ma bëri na ñu ko daan wax mais même bu dul ministère du culte conseil supérieur islamique boo xoolee comme Iran ñoom xeet boobu dañ ko xaw a réglé dafa am conseil supérieur de la révolution moom mooy tiim lépp loo xam ne nii moom mooy état bi normé ko depuis temps Khomeini ba tey donc foofu dañuy mën a tudd foofu sàmm seen valeur conseil supérieur islamique boobu ngay wax initiative boobu amoon na Sénégal ci ay 1960 mag ñi yoroon ko diggante ñoom Mame Baye Niass ak Mame Serigne Cheikh ak ñoom waaw amoon na fi am na nag yu fi nekk comme cadre unitaire bi waaw donc yii yu bees la xam nga ñu commencé jóg mais tout est-il que ñun voilà dañoo ne ci benn tournant ci mondialisation lañu nekk léegi nag ku ne mondialisation mooy tey ouverture la xeetu défaut yëpp ñu ngi ñëw si ñun léegi nag ñun nan la ñuy def ba ñàkk suñu société tarixa loolu moo koy définir c'est un pôle d'encadrement de la société moo ñu dimbale ba peut-être ay franc-maçon xeet yooyu amu fi benn percée boobu noonu xam nga dama ne mais du tee non au Sénégal non mais au Sénégal la franc-maçonnerie formelle n'existe pas mais dans d'autres pays elle existe dafay am ay loos ñu loos baa ngi nii adresse am ngi nii mais fii yabuñ ñu bay wanewu ñoom parce que loolu tarixa yi joué nañ ci rôle parce que peut-être amul feneen moo tax loolu leer am feneen du noonu pour ñëwaat ci débat bi donc pour recadrer affaire góor jigéen yi man je crois que fi ñu ko mën régler bi ngeen jógee ci wàllu góor jigéen du ngeen ci affaire di xale yi di foowee ak yeneen xeet lépp lu jëm ci wàllu yooyu il faut que président de la république ak yeneen kilifa yi ñu créer benn cadre boo xam ne bii nii foofu la ñuy régler parce que même bu dul moom sànq wax nga ko la présidence de la république est une créature constitutionnelle à incarnation humaine variable comme ni ko waa ji di waxee Macky Sall dafay dem mais ñii ñëw après
problème yi itam daf leen fi fekkaat rek te il faut ñu rek ko parce que monde bi ñu nekk nii lu ñuy jëm dafay gën a tendre ci mondialisation. dañuy gën a jaxasoo. lambi golo lay doon ci. waaw lambi golo lay doon te li muy gën a nekk lambi golo jikko yi dañuy gën a yàqu. kooku bul sonn jikko yi dañuy gën a yàqu. te même ci wàllu télévision yi nii tey. ñu daanele foofu. ma jeexal foofu. gante bu ci am ñu ngi ay code de la presse ay réformes mais souvent lu jëm ci matériel rek la ñuy wax mais duñu wax ci contenu souvent. boo seetloo du ñu wax ci contenu yi li nga xam ne moom la journaliste bi di liggéey. alors que tey suñu télé yi yëpp. mais ñu ngi koy def perversion. liñ ciy woonee bëccëg ba ngoon. nga baal ma quoi mais ci médiocre la gën a tendre. ak loo xam ne nii amatul benn njariñ. pendant ce temps ñoom bi télé bu nekk di wane ay théâtre ay genre xeetu théâtre ay film di fo ñoom créé nañ benn chaîne boo xam ne canal moo ko créé. dëgg la mi ngi daw xam nga. léegi suñu nit ñi ci foyer ndànk ñi ngi viré ci chaîne boobu bu yàggee chaîne boobu la ñuy seetaan. mën nañu fa jaarale dugal seen i programme du ma tudd turu chaîne bi nag quoi mais xam nga fi may waxee. parce que ñun ñoo war a am fulla boo xam ne suñu contenu programme yi mais yooyu daf ciy nekkaat loo xam ne nii dafay xirtal nit ñi ci seen diine ci loo xam ne dafa baax ci loo xam ne ci suñuy valeur la mais foofu tam benn espace non man sa lan la boo xam ne dañ ko bàyyi rek boo xam ne bi amul hors la loi la quoi foofu tamit. te comme ni ma la ko waxee yaa ngi wax sànq affaire 18 boobu article 18 bu code de la presse. pourtant man du ma gis journaliste yi di ko wax et oui. et bëri na xeetu mel noonu loo xam ne ni perversion la boo xam ne bii nii dañ koy entretenir ci ñiy animé parce que dañuy defar jikko yi yenn wax yi am na boo génnee ci mbedd yi wax yi xale yi di wax nii fan lañ koy dégg lu ci ëpp ci animateurs yi la. ci animateurs yi la ñun bi ñuy ak ni ñuy dox ba ci seen colin. ba ci seen colin. xale yu góor yi ngay jillante léegi ñuy dox si da nga naan ndax ñuy góor lañ. parce que seen cër yi dañ koy def ak saaru yëre yi ñu sol xëcc ko nii yooyu yëpp nga baal ma mais ay mandarga góor jigéen la mais c'est vrai. te ci animateurs yi lay commencé. booy xool ñoom bu ñuy wax seen wax day oyof da koy seetul léegi ni animateurs yi di waxee man may ñëw léegi taxi ma dugg nii ni ma dégg kii bi di waxee nu mu tudd animateur bi damaa toog ba si yàgg may taxi mais kii góor la wala non si parce que yooyu yëpp nag mooy arme silencieuse yooyu ngay wax nag waaw liy raam li ngi jëm ci kat bi te boo fa eggee am fa kër du baax maanaam prox ndoll yi yëf yi mën a duggee pour àgg ci ñun dafa bari daal mbuus mu bënn la Adama ci 3 minutes Adama ci 3 minutes nga sof ci li nga xam ne gars yi indi nañ ko maa ngi gis ngay lem ay page rek nag bari lool waaye ci 3 minutes ay page sax parce que waxtaan bi wax dëgg si yàlla bu ko defee nag nga jéem a dalal xel yi nag ne Macky dina def non président Macky Sall moom tànk mi ngi fi moom li mu wax dafa leer ça c'est très clair duñ ci dellu gannaaw du débat ba muy wax mais am na loi yu bari yu ñu voté mais terewul li ñu tere nit ñaa ngi koy def wax ji mooy oustaz naka la ñuy def ba mu génn Sénégal oui moom solo comment naka la ñuy def ba génn ko ci réew mi li jàngalekat boobu tiit amul benn borom kër bu ko dul tiit ci doomam ci meññeefam muy bu góor ba mala buy jigéen ba mooy d'ici 20 ans sama doom bu jigéen wala sama doom bu góor lan lay mel naka la ñuy def ba mu génn fa nag ca biir kër ga lay tàmbalee waaw man mii kilifa kër ga jur am samay meññeef man maay fexe ba génn leen ci tagg leen ci teg ko fi ma diine wax ma taxaw fa enseignant bi mooy wax daal jàngalekat ba mooy wax c'est important parce que dañuy trouver solution waxtaan bi diine ak jamono mooy naka la ñuy def ba mu génn réew mi dugg na fi nag am na ñu ko doon am na ñoo xamante ni peut-être ca biir kër ga lañ ko jëlee mooy xale yi nga xam ni dañu nekk góor seen biir kër wala xale yoo xamante dañu nekk jigéen dañu nekk ñoom rek benn góor ay jigéen wër leen wala ñu nekk benn jigéen ay góor wër leen ñu am comportement góor ñi am comportement jigéen du dëgg am na ñoo xamante ni ca fanaan bala ca daara ja ñu newoon lañu jëlee lu bari wala ca école ba lañ ko jëlee mooy li lislaam wax suñu amee fukki at nañ leen séparer ca kaw lal ba muy góor ak góor nañ leen tàqale bu ñu bokkati lal muy jigéen ak góor nañ leen tàqale ci lal bi mooy maanaam nañu dellu siwaat ci li nga xam ne mooy valeurs yi nga xam ne moom lañ ko moom suñu bëggee mu jóge fi jërëjëf suñ ko fi deful rek fa laa budda lu loi am suñ ko criminalisé woon 52 000 fois nit ñi dinañ làqatu di ko def dinañ làqatu parce que xam nañ ni suñ ko defee yoon daan leen dañoo criminaliser yambaano ak nit ñaa ngi vol de bétail ak vol de bétail mais nit ñaa ngi sàcc bétail ba léegi nit ñaa ngi tox yamba ba léegi tey la waalu gën a aay waaw c'est un problème jàpp nañ yamba du dëgg maintenant nag loolu naka la ñuy def ba mu war a bañ a bokk ci société bi
ba génn ca li may wax nag man la concerné après dinaa dégg lu ne après dinañ ma woo wax ma lu ne parce que dañoo bëri doole ci biir Sénégal ñan ñoo lay woo wax la lu mooy borom ñaari tur yooyu rek non dama ne bu boobaa nga woo leen ñu ñëw ñu débattre parce que non du ma sax toog ak ñoom mais parce que dañu bëri doole ci réew mi dañu bëri doole toll nañ foo xamante ne tey ci réew mi des fois dañuy am pouvoir de décision sax des fois mais pour dire que nañ ko defaree ca biir kër ga imam ba am na ci solo mais ca biir kër ga lay door nañ ko defar ci plateau yi parce que suñu télé yi la fay génn waxuma télé Sénégal yi de lay génn ci yeneen télé yi parce que amuñu programme buy détourner population bi ñu ñëw seetaan suñu télé yi ñun dañuy dem seetaan beneen télé ñu jàngal leen ko fa contourner mbir mi ba mu dugaat feneen. très bien maintenant nag nañu bañ côté boobu parce que am na loo xamante ni soo nekkee sa biir kër di borom kër gis ko ci sa doom tiital absolument mooy xale yi dañuy nekk xale léegi li ñuy foowee dara baaxu ci taxawal seetlu commencé yar nag ca yar buñ mu yare woon ñun suñu bàyyee yar buñ mu yaree bëgg yar bi nga xam ni moom la tubaab bi yare yàq nañ suñuy doom jërëjëf je crois que effort d'éducation boobu moo amatul nag absolument n'est-ce pas maintenant je disais que notre école n'est pas du école sénégalaise ñun nañ ma balaax parce que lañ fay jàng concerné wul lenn ci Sénégal sóoraalewul suñu réalité. mooy il faut ñu adapté wu ci suñuy réalité suñuy valeur pour mun a jàngal suñuy doom. jërëjëf Adama am na solo jàngalekat bi moo doon wax foofu nag sëñ Babacar ñu ngi àgg ci cappaandaw li xam naa fi ak 2 minutes rek nga tëjal ñu waaye nga dafa mel ni plateau bi feeñal na ne yéen même bu ngeen gañe woon combat bi gañe ngeen xeex bi. waaw maanaam combat bi ngeen gagné mais des na yeneen combat yu bare yoo xam ne mu ngi leen di xaar ndax mbuus bi fi mu bënnee dafa bari léegi yéen est-ce que yéen a ngi bàyyi waale loolu xel ak perspective bi lan ngeen di war a sóor ci ay combat ci tënk ndax waxtu bàyyi xel ndax ni ko sëñ Thierno waxee sànq mondialisation bi li mu impliqué vraiment dafa bari wax dëgg yàlla loolu moom on ne peut pas ne pas le reconnaître soo ma mayee dama bëggoon dégtal extrait bi rek 30 secondes la ci Sénégal li mu waxoon 2018 bi ñu demee ci EPU bi délégation sénégalaise bi dafa am solo seules 28 recommandations sur ce total-là ont été notées mais ces 28-là ne concernent pas seulement les personnes, l'homosexualité, mais ça concernait certaines dispositions relatives au code de la famille, aux droits des femmes, à l'autorité parentale. Donc pour revenir sur votre question spécifiquement, je voulais juste préciser que la loi sénégalaise n'interdit pas en tant que telle l'homosexualité. La loi ne parle pas d'homosexualité. Ce qui est interdit et réprimé, c'est les actes contre nature. Et actes contre nature commis en public. Parce que loolu leer na ñu ni Sénégal terewul ngóor jigéen. la loi ne parle pas wax ni mooy turu Sénégal mooy délégation EPU bi lii mooy def ni EPU bu 2018 la. ministère bi ñoo mooy suivre donc kii ku ñu xam la Sénégal délégation Sénégal. donc ñoom ci seen gis-gis li ñuy wax mooy Sénégal terewul ngóor jigéen terewu li ñuy tere mooy acte contre nature boo xam ni publiquement lañ ko def mais sama soxna sax boo ma ànd ak moom xanaa du ma ànd ak moom ci mbedd mi ni n'est-ce pas donc loolu dafay am solo kon gis nga ni ñun dynamique bi ñu nekk nii yàlla xam ne ni président daf ñoo waroon a wax ni ñu yéen jërëjëf ndax génne ngeen ma wala boog indil ngeen ma mbir moo xam ni dana tax gars yi may ma kii ndax document yi ñu déposé mais lu mu mën a wane la loolu du initiative am dana ni kat lii askan wi ñoo ko def pétition yi nga xam ne jébbal nañ ko sëñ Mountakha signé sëñ Babacar Sy Mansour signé xalif yëpp signé kilifa yi signé loolu lu mu mën a wane la yónnee ko Nations Unies yónnee ko ñëpp ni leen gis ngeen c'est le peuple moo bëggul lii donc man mënuma ci dara te ñoom laa nekkal donc kon gis nga dafay mel ni mën nañ ko génne ci étau bi nga xam ne ci la nekkoon waaye gis nga gaa ñi duñu tekki seen ngemb oustaz déedéet ce problème là problème bu complexe la man li tax fi mu ne nit mënu cee wax lu ma dégg dama cee xam loo xam ni li ñuy wax ak li ñuy def dafa bokkul gis nga ce document là moom laa doon wax léegi ce document là manuel de formation pour les élèves sur les concepts de vie courante Saliou Bey xam naa dina ko zoomer am nga ko il y a 16 sessions 16 sessions loo xam lañ ci prévoir 7e session bi mooy le genre 8e session bi la violence liée au genre en milieu scolaire
9e bi mooy droits et lois 10e bi qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais 11e bi où aller pour trouver de l'aide moi-même. maanaam lu baax ak lu bon sax dañuy xool léegi. mais bien sûr te ki la koy wax kan la du imam de fan lañ ko war a teg fu ñu koy jëlee du loolu c'est-à-dire gis nga yooyu. exactement bi amoon Rufisque ñu génne ko ci. ba noppi bëgg ñu gëm loo sotti ko ci kii te xam nañ ni en fait ça dépasse ça de très loin. même ba ci séminaire par kii bi Sali bi mais je regrette mais liñ ci wax demeewul noonu gën na xóot loolu man j'ai le document mi ngi nii principe directeur international sur l'éducation à la sexualité. UNESCO moo ko def. waaw UNESCO moo ko def. et c'était un séminaire de validation aussi. séminaire de validation lu ñuy valider waxtaanee nañ ko ba pare. c'est-à-dire loolu laay wax ni oustaz. moo tax nga tiit daal. gis nga maa ngay tiit. sëñ Abdoulaye dafa daan wax ni nit dee su ko jàppee ci li mu wax ci li mu jëf lañ koy jàppee. nit kenn du ko jàppee ci li muy wax xam nga loolu misaal mi imam dana ma ko mën a dëggalal wax dafa yomb Firawna nee woon na ana rabbukumul a'la waaye bu ne ko jëf ko du ko mën a jëf waaye wax na ko. maa alimtum lakum min ilaahin ghayri it waxoon na ko. waaye mënu koo jëf. par contre nag jëf ji moo gën a dëgër moo ëpp doole wax ji. te jëf ji acte yi ñuy posé ba ci gis nga PGA bi actuellement il y a 143 pays actuellement yu ko seq muy des parlementaires des assemblées ak des sénats mais le assemblée nationale du Sénégal ci la bokk ah est-ce que xam nga la ñuy travail le document gelé ñoo ngi liggéey ci parti politique yi nañ fexe ba instance de décision yi duñu ko léegi nii sax bi ma ko déggee dama xam ni da ngay nitug dëgg rek instance de décision yi parti yi ñi koy jiite nañ fexe ba élection locale yi élection député yi élection nañ fexe ba instance de décision yi góor jigéen ñi ñu placé leen fa pourtant moom lañ ci wax te parlement bu Sénégal ñoo ngi ciy liggéey donc loolu nag nit mënu koo am ba noppi di dégloo ci kuy wax discours parce que acte yi ñuy posé moo gën a fort te loolu moom mooy des ndax même suñ ko tàmbalu doxal léegi sax mais d'ici 15 ans mën nañ ko yëkkatiwaat comme ni ñu def gis nañ ci benn loi ci enrichissement illicite kañ lañ ko jëloon dans les années 80 biñ ko soxlawaatee yëkkati nañ ko donte am na fi ay jamono yoo xam si nekkoon xëy na en veille en stand-by waaye yëkkatiwaat nañ ko donc ñun loolu la ñuy ragal ci yii ñuy teg acte yi ñuy pose ñun bu ñu demee xëy na fekk ñu ci bàmmeel suñuy doom ak suñuy sët nekk fi mën na leen indil jafe-jafe yoo xam ne wax dëgg seen i waajur ñàkk a taxaw képp a tax loolu jafe-jafe yooyu ñu am ko. jërëjëf sëriñ Babacar. mu ngi mel ne Thierno dafa am kàddu bu gàtt bu mu ci bëgg balaa ñuy tëj. mooy bu ndaw la rek. mooy comme loolu nga wax dañu bëgg na ci local yi fépp ñu feeñ. fii en 2011 dafa am bu tudd suba bu tudd Jean-Luc Romero conseil régional Paris la bokk. c'est ça waay. bokk parti socialiste. waay. mu ne am na ci candidat opposition bi kenn koo xam ne nii nee na ñun bu ñu faloo dinañu jàppale pour ñu daganal góor jigéen. c'est ça. mu doo ko ci blogam journal bëri Sénégal dañ ko boycotté man boobu fekkoon na man ma bokk gën naa nekk xale ma traité information bi ci guddi gi opposant boobu noonu woo na ma ñu jéem a kii quoi ñi waxtaan ni xam naa turam. bon après xam nga kon seeg li ñuy wax ak li ñuy jëf souvent du bokk. c'est ça. gis naa sax kooku partem xaatim na benn këyit naan affaire ñun d'accord nañ ci criminalisation homosexualité bi mais loolu dafa louche parce que tur la tudd te Jean-Luc Romero boobu mi ngi ñëw Sénégal ba tey. après 2012 man vérifié naa agenda mi ngi ñëw. parce que dafa jaxasoog Jamil Bangoura. mu ngi jàppante di dem waaw mais bien sûr mi ngi ñëw. mi ngi dem dafa jaxasoog Jamil Bangoura. Jamil Bangoura dégg nga turam. bien sûr bu am doole la ci xeexal góor jigéen ñi seen. d'ailleurs yëngu na ci fan yi ci passé sax bi ñuy kii. mi ngi interpellé Union européenne ni leen gars yi jóg leen. servir ci Sénégal kon xam naa du ñàkk bu ñu demee ba seen proposition boobu am fu mu àgg. ñu toogaat. incha allah ñu càmbar évaluer. incha allah jërëjëf parce que yëf yi dafa mel ne. fi ñu ko foogee woon na fa la yem ndekete yoo gën na koo yaatu. moo tax ñu sant ñi nga xam ne ñoo richel débat bi. imam Makhtar Ndiaye ñu ngi lay sant Thierno Diop. ak Adama Fall. xam naa lii yëpp dina ko àggale ci fa mu war a àgg ba mu yombal liggéey ñoom Babacar Mbow mi nga xam ne ñu ngi koy sant di koy gërëm mu mel ne combat bi daal ñu ko porté bari nañu. macha allah kon ñu ngi xaar rek résultat bi ak fi muy àggee. te fii yaakaar naa rôle kilifa diine dafay nekk lu am importance. xam ngeen ne sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh. yu mel ni bu daan feeñ ci réew mi daan gis mu woote ci institut islamique mu indi déclaration boo xam ne du ci sóoraale dara daf koy wax mu leer. bu ko defee mu éradiquer loo xam ne naroon na nekk ndoxum ci biir Sénégal kon kilifa diine bu ñu signé lii signé boobu yaakaar naa signal la boo xam ne bu fort boo xam ne am na lu muy undu yaakaar naa ne daal seen combat bi dina am fu mu aboutir kon ñu xaar fi wànnante di mu jekki gëtam ñu sant ñi nga xam ne nag ñoo mën a doon jàppale ci liggéey bi tàmbale ko ci Cheikh Tidiane Diop ci régie bi waaye itam équipe bi nga xam ne ñoo yore caméra bi
kii di Modou Pape Modou ak Babacar Lo ak Saliou Bey mi nga xam ne moo leen di coiffé ñoom ñëpp ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko waaye itam gërëm Abdoul Aziz ak Mami Kanté waaye gërëm kii di Moustapha Diop ci jàppale bi ñu jox leen beneen dox daji ci seen émission bii di diine ak jamono asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.